salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu suñuy téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo toog di ñu seetaan di leen wax ne la tey jii di samedi 19 août 2017 yéen a ngi émission bi nga xam ne mooy seen émission bu mag boo xam ne moom la ñu fas yéenee tey tàmbali émission bi nag ñu tuddee ko ëttu immigré waaw lu tax ëttu immigré mooy dañoo xool ne ab ëtt dafa yaatu lépp mi ngi ci biir te loolu lañ bëgg mu nekk loo xam ne mooy tax ñu mën a déggoo ak immigré yi wax ak ñoom mën a def ay contact bu ko defee léegi xam naa ne émission bi danañ def ay numéro ci suuf bu ko defee nit ñi bu ñu demee ba ci kanam danañ mën a woote waaw émission bi nag maa ngi ko bokk di ko def ak koo xam ne sama jarbaat la sama rakk la sama soxna la muy madame Sylla di Sadio Diop moom laa àndal ci émission bi nga xam ne moom lay def waaw seen mbokk nag seen xarit seen wëllëre Djily Samb géwlu Serigne Touba moom mooy ki nga xam ne moom mooy présenter émission bi nag pour immigré yépp la waaw Sadio nag moom laa àndal ñuy def émission bi man ak moom comme ma bàyyi leen ak Sadio Diop madame Sylla mu nuyu leen kon Sadio nuyul téléspectateurs yi. waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim waaye ñu ngi nuyu bëpp téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara di leen wax ni tey dañoo fas yéene ñëw bokk ci plateau bi waxtaan ak yéen ak seen Djily incha allah rabbi ñu ko gën a yaatal. waaw maa ngi am nag aussi itam ay invité yoo xam ne ñoom laa invité tey ci émission bi muy ñaari nit ñoo xam ne maanaam kenn am na ci ñu bari ñoo xam ne dootuñu leen présenté ndax ñu bari xam nañ leen ci Italie ñu bari xam nañ leen ci gox bi ñu nekk di goxu Veneto proprio province Treviso kenn ki sama jarbaat la sama doom la sama goro la sama lépp la muy Daba Ndiaye di madame Sène ñu koy woowee princesse moom moo ñëw tey moom laa invité ci ëttu immigré mi ngi ànd ak nag aussi itam koo xam ne xam-xamam màcc na ci maanaam ci lu immigré di dund xam-xamam màcc na ci yu bëree bëri ci loo xam ne nit mën na koo jëriñoo ñu ko wax Gora Sari nga xam ne moom it def naa kenn dootu ko présenté ci Veneto ñu bëri xam nañ ko kon Daba ma bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim waaw maa ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam man maa ngi tudd Daba Ndiaye ñu may woowee la princesse maa ngi nuyu ñëpp émission bi nag ñu ñëw muy émission ëttu immigré yi ñu fas ko yéene ànd ak Djily ànd ko ak Sadio ànd ko ak sëriñ bi ñaawal bi fas ko yéene yaatal ba kenn ku nekk ci sa bopp ñuy ñaan yàlla nañu yàlla may déglu ak topp jërë ngeen jëf. kon ñu bàyyi kàddu gi ak ki nga xam ne moom mooy Gora Sari mooy suñu ñaareelu invité nga xam moom laa doon présenté léegi ginnaaw Daba kon sëñ Gora ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi. waaw ñoo ngi nuyu ñëpp d'abord di nuyu borom kër gi ak techniciens yi nga xam ne ñoo tax ngeen ñi gis di ñu seetaan invitation bi nga ma defal nag Djily mooy géwélu sëñ Touba sañu maa bañ sa invitation ndax Djily da ngay koo xam ni da nga ji lu baax ci ñu bëri koo xam ni tamit fu nit xewle nga taxaw ku jaaxle tamit nga taxaw si donc sama invité donc je suis dans l'obligation donc ma ñëw teew et di xamal nit ñi tamit que émission bu mel nii donc émission ñëpp la c'est que il fallait que rek am tey ñu toog fii ñëpp mënuñu fay toog donc ñun ñi toog fii donc nañu xam ni que yéen ñi nga xam yéen a ngi seetaan donc il faut que yéen ngeen jël téléphone yi ngeen di contribuer donc ngeen jàpp si donc pour émission bi gën a mën a baax gën a mën a yàgg gën a mën a yaatu ñu mën a wax problème yépp te duñ si nëbb dara bisimilah. waaw kon jërëjëf Serigne Gora defe naa ne loolu leer na moom moo ma gën a baax sax xam naa
dafa maa gën a baax rek moo tax muy wax loolu lépp muy wax waaye ku war a góorgóorlu laa ci nit ñi lépp lu mu mën ci lu baax ma dolli ko ndax waa Veneto waa Treviso mënuma leen fay waa Conegliano rawatina mënuma leen fay ndax lu ma am rek ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ànd ak man jàpp ci kon jërëjëf Serigne Gora li ñu doon waxtaane nag tey thème bi mooy maanaam lan mooy immigré ak kan mooy immigré loolu lañ bëgg a waxtaane xam nga immigré moom lu yaatoo yaatu la ndax dañoo wax ne maanaam nit koo xam ne dangaa bàyyi sa dëkk walla nga bàyyi saw askan walla nga bàyyi sa territoire dem ci territoire keneen koo xam ne yéen ñaar bokku leen ay aada bokku leen làkk bu ngeen di lang bu ngeen di wax bokku leen ay cosaan kooku boo fa demee maanaam immigré nga fa waaye nag dafa am ñaari façon parce que dafay am ñoo xam ne dañuy dem pour toog fa benn waxtu benn durée maanaam dinaa def ñaari at dinaa def ñetti at am na ñoo xam ne dañoo dem pour toog fa complètement te ñoo ñëpp immigré lañ parce que immigré boo ko toppee mi ngi jóge ci benn mot latin la jógee muy migrare in nag boo déggee ñu koy wax la plupart mooy duggal ci biir kon loolu mooy immigré maanaam ku jóge fenn dugg feneen foo xam ne nag bokku leen au aada bokku leen cosaan bokku leen lu ngeen di wax loolu mooy immigré léegi nag yeneen li ci topp nag loolu mooy lan moo tax nit ki immigré maanaam cause yi lu tax nit immigré bari na xam naa ci suñ biir waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu seq tey seen xam-xam gën a màcc ci yooyu danañ leen gën a yaatalal ñoom bu ko defee ñu mën ñu gën a leeral lan mooy immigré parce que ñun ñu toog fii am na lu bëree bëri loo xam boo demee ki toog ci kër gi moo ñu ko gën a xam ci immigré ki toog ci saala ñu seetaan moo ñu ko gën a xam ci immigré xëy na ñun dañoo nekk rek ñoo xam ni ay intermédiaire lañ maanaam di nekk ay communicateur yàlla def ñuy jottali parce que loolu mooy suñu rôle sama rôle communicateur traditionnel la maanaam boo ko déggee géwél la suñu rôle kon moo doon jottali askan mi li nga xam ne mooy seen mébét ak seen xalaat kon loolu moo waral émission bii waaw ñu ngi koy defee nag ci télévision bu ñuy wax A2I fa lañ koy defee télé baa ngi fii ci PV du Soligo ab immigré moom moo jël initiative boppam taxawal ko góorgóorlu ci ba tey lii toll fii te defu ko lu dul pour immigré yi moo tax mu def ko parce que boo xoolee A2I sax lu muy tekki mooy agir informer les immigrés loolu lay tekki kon defe naa ne lépp immigré moo ko moom kon lii mooy télévision bi nga xam ne mooy télévision immigré yi dëgg-dëgg émission bi nag mooy émission bu mag bii nga xam ne ay samedi lay am ñu koy tàmbali 21h parce que tey sax ñoo ngi jégalu ci maanaam tardé bi dañoo tardé ndax problème xam nga technique ak première émission bu ñuy soog a wane yu demee noonu xëy na moom moo tax foofu maanaam ñu xaw fa am tuuti problème ñoo ngi koy jéggalu téléspectateurs yi Sadio def naa ko dégg nga thème bi mooy lan mooy immigré ak kan mooy immigré waaw léegi yow foog ma laaj la yow nan nga gisee maanaam immigré nan nga ko xalaatee ak nan nga ko jàngatee yow réellement lan la immigré di tekki. waaw sëñ Jili immigré maanaam bu ñu ko déggee mooy ki nga xamante ni dafa bàyyi dëkkam wan dëkkam ginnaaw ñëw ci beneen dëkk maanaam kooku daanaka dafa di lu bëri da koy jàngaat foofu dëgg la benn ñëw na xëy na pour wut si daan dooleem waaye na ñëw na tamit pour jàngaat àdduna tuuti ndax gis naa ni nit ki fi nga ne di nga ñëw di nga bàyyi sa dëkk boo ñëw ci dëkk jàmbur di nga gis leneen loo xam ni danga naan man lii xalaatuma woon ni lii am na mais lépp ba ci jàngat la daal daa man dañ lay jàngalaat àdduna waaw xam nga ma dem ci ki nga xam ne moom mooy Gora ma laaj na tuuti maanaam nit ñi kan moo njëkk immigré ci yow ci sa yaakaar nga xam ne koo xam ne rek dafa jóg benn bis rek mu ne man kat damay jóge sama dëkk dem feneen ñii dinañ la wax ay problème peuple ñii di la wax leneen ak leneen waaw mais immigré daal ma laaj la kon kan nga xalaat ne moom moo njëkk a def immigration. waaw xam nga ji d'abord il faut que ma préciser. comme ni ko yàlla na yàlla yokk leeram Cheikh Tidiane Al Maktoum doon waxee. amiin ni jaam amul mais bis boo jëlee micro di wax rek. da ngay doon jaamu nit ñi. te suñu toogee fii tey di wax donc dafa
am ñett ñu ngi déglu. ñi nga xam ni ñoo leen raw àlluwa. te xalaat ñu lu ñuy wax rek tey noonu la. te suñu juumee mën na leen juumloo donc ñooñu dañ leen war a baalu. ak ñi nga xam ni ñoo ñu raw àlluwa. te dañuy toog dañuy seetaan te mënoon toog fii. te il faut am ku fi toog. te suñu juumee tamit mu doon ab teel ci ñoom. ñoom tamit ñoo leen di jéggal. xam ni donc doomu aadama dafa matul. ak ñi nga xam ne ñoo leen raw àlluwa. te xalaat ni fa ñu toog seen fauteuil di ñu seetaan lu ñu wax rek noonu la. te suñu juumee ñoom ñu teg ko lu doon dëgg. donc ñoo leen di baalu. xam nga immigration dafa yàgg. suñuy xool ci tëraayu àdduna immigration de peuplement moom moo njëkk am ci àdduna bi. moo di xam nga jili fii ñu nekk. ngay dégg ñu wax le vieux continent. parce que moom mooy daanaka suuf si yàlla njëkk defar. donc ci la bokk. mais daf ko muuroon ak ay montagnes glace. donc fii kenn mosu fee dëkk. donc suñu maam yi te loolu ñëpp ñoo si d'accord léegi scientifique yeeg ñëpp que Afrique moo nekk berceau de l'humanité. donc sooy wax ku njëkk immigré. donc mënoo xalaat feneen mënoo jógee feneen que lu dul ci déplacement donc des Africains. parce que fii ñu nekk nii maa ngi koy wax donc Afrique ñoom ñoo njëkk donc jóge Afrique muy Sahara bi nga xam ne tey désert la woon. foofu forêt la woon. mu dem ba donc ba forêt bi tas. donc il fallait que donc nit ñi jël axe immigration dem au sud. donc ñii jéggi Gibraltar. ñi aw Suez donc pour mën a ñëw ci continent européen bi. donc premier axe d'immigration ci histoire u àdduna donc mooy immigration de peuplement. donc moom la ñu tuddee comme ñu ay Néandertal. tuddee leen ay Néandertal. waaw ay Néandertal. ñoom Cro-Magnon ñoom Homo sapiens donc. montagne glace yi mu lay wax bi nekk pôle nord bi. egsi woon na ba pied bi di Sologo bi ñu toog tey fii kenn du ko fi ay montagne glace egsi woon na bi fii. donc ba sud Italie sud Espagne ak sud Oural en Russie. donc temps yooyu soo gisee loolu yàlla parce que parenthèse la bu ñu war a leeral. yàlla subhanahu wa taala dafa sàkk àdduna. léegi jël ndox mi ëpp def ko glace def koy montagne glace moo tax temps yi suñu musaa egg été. soo ñëwee Gibraltar Méditerranée bi dañ ko daa jéggi ak ndox mën nga dox ak tànk. jéggi fi ñu toll nii dañ koy jéggi ak i gaal. donc temps yooyu nit ñi dañ doon su été bi ñëwee ndox mi day wàcc. donc nit ñi jéggi ko donc. premier axe kon mel na ni maanaam gaal yàgg na. non gaal yàgg na trop. mais temps yooyu su été bi ñëwee ndox mi dafay wàcc. ba nit ñi dañu mën a jógee Maroc. traversé ak tànk pour egsi donc fii. waaw xam nga dañ lay jox xam nga dañ lay jox exemple ci lenn. comme Venise bi ngay gis nii. vénétiano yi bu benn ngelaw musaan ñëw bu ñuy wax boora. moo daan soufflé vénétiano yi jël seeni gaal. dem di wër àdduna. parce que boo xoolee Venise li ñuy wax melting pot la maanaam cosmopolitique la. lu nekk moo fa daje. culture bu nekk moo fa daje. loolu nag li ko indi mooy. tubaab bi dañu defoon immigration lañ defoon dañoo doon dem bu vent bi ñëwee di souffler di boora ñu dem wëri adduna bi fa lañ indee yenn affaire yu bëree bëri yi ngay dégg ay supposons nga dem Venise ñu ne la lii kat moom mooy dëkk bi nga xam dañ koo tabax ci géej yooyu yëpp maanaam noonu lañ ko defee ci immigration lañ ko defee kon gis nga kon góor a li ma la doon wax xam naa ñu laaj Daba tuuti rek ne ko moom nan la gisee maanaam lan mooy immigration ci moom waaw ñu laaj ko tuuti Daba xam naa mosal jigéen ñi su ko defee ñoo xam ne tam boo jigéen ñi ñoom ñooy xoromu émission bi parce que gis nga sama ñaari jigéen ñi ni ñu defee seen zone yi nuroo ko mel ni dañ ko déggoo waaw xam nga waaw kon Daba ñu laaj la lan mooy immigré pour yow nan nga gisee immigré. waaw tonton Diely maa ngi rafetlu bu baax invitation bi di kontaan tamit bu baax a baax
waaw di la wax ni rek immigration moom dafa yaatu. waaw immigration mooy nit koo xamante ni da ngaa bàyyi sa dëkk gannaaw. bàyyi sa askan gannaaw. bàyyi sa njaboot ak sa famille yëpp gannaaw. dëgmal dëkk boo xam ne. yaa ngi wàcc te xamoo fa kenn. amoo fa kenn. waaw te la ñuy wax it amaana mën nga koo bañ a xam. waaye yow yaa ngi ñëw boo ñëwee di nga jéem a xool noo def. boo ne cëpp rek tumuranke tàmbali na. ndax tumuranke bi mooy naka ngay def. ba dégg ñii li ñuy wax man ci sama bopp laa ko gis bi ma njëkkee wàcc sama borom kër jël si ma aéroport di ma indi dañuy dem ba ci yàgg man ko waaye lii mooy Italie mu ne ma yow noo gisee woon ma ne ko man leneen laa doon imaginer bokk ak li may gis mu ne ma mu ne waaw ma ne ko moo yow li nga xam ne soo dawee da gis espace vert gis ay mbokk man maa ngi fi ñëwoon juillet laa fi ñëwoon ci digg été bi waaw léegi nag affaire bi nekkoon lu kii ci man léegi su ma ñëwee taal télé bi dégg ñuy làq ma ne ko man de ñii li ñuy wax du ma ko mës a dégg bu ko defee mu ree ni ma ma ne ko mu ne ma ñi fii dañu ko fi wax nàmp ñu ko du lu ñu nàmp te ñu ngi koy wax mais mën naam soo fi yàggee di nga dem ba xam li ñuy wax mais dama ko naan ñii li ñuy wax du ma ko mës a dégg mais tamit ku dem li ñu naan ku dem kër tëgg majaam teg la tànkam looloo fi nekk boo ñëwee ba toog tamit te bëgg a tekki dara ci dëkk bi di nga jéem a xam li ñuy wax lan la yaa ngi dégg donte du yomb kon immigration nekk na loo xamante ne nii tumuranke la waaye jàngat la mën nga lii sama maam daan na ma wax ni ma tukki baax na ndax boo ci jëlewul lu ne gay di nga ca jëlee jàngat kon man sama jàngat bu njëkk maanaam bu ñu jàngatee li nga wax maanaam tukki mën nañ koo jàppee comme daara comme daara la mel tukki ndax tumuranke la xëy na bokkuñu ay forme waaw loolu la waaye mun nañ ko tënk ne maanaam daal mbir la moo xam ne daal nit ki bu fekkee jaar na ci fi mu war a jaar fépp nee nañ bu ci jëlewul alal jële ci xam-xam te àdduna ñaar rek moo ci am waaw am lu ne gàññ waaw jëriñoo wala nga xam mooy li nga xam ni moom moo lay njëkk a won yow yaay kan dëgg la waaw parce que nit koo xam ne jàngul nit koo xam ne demul ci école nit koo xam ne xamul lu bari kooku daanaka day nekk dafa mel ni ku nekk ci benn néeg bu lëndëm dëgg la wolof yi sax dañ koy wax dañ ne soo amee te xamuloo ki xam mooy jóge fële ñëw jariñoo kon xam-xam bi da ciy am solo te la preuve mooy dafa am lu ñu ma mës a nettali loo xam ne ci tukki nit laa tooga rek di waxtaan ak moom mu ne ma tukki neex na tey ndax yow bi nga ñëwee sa jëkkër moo la jëli aéroport indi la ci biir këram ganale la teral la nga ànd ak sa njaboot mu ne ma man bi may ñëw fii ci maalu oto lañ ma tëj moom laa duggee fii ci dëkk bi waaw loolu moom forme immigration yu metti la yoo xamante ni waaw loolu danañ ci gën a yegsi ci biir émission bi insha allah waaye ji man am na lu ma ko bëgg laaj léegi Sadio xam naa ne man ma bàyyi la nga laaj daba li nga xam wala góor ko ci bëgg a laaj benn question waaw ndax bu daba mi am na lu ma ko bëgg laaj ci maanaam comme ñun jigéen ñi nu ñuy dund ci wàllu immigration comme que xëy na wàllu jigéen ñi moom dina ma ci mën a dimbali tuuti daal ndax diisaay bi nga xam ne ak li ñu tàmm Sénégal ak boo ñëwee fii comme li ma doon wax sànq rek dafa mel dañuy jàngaat àdduna loolu tam bëggoon naa tamit ñu xaw wax ci tànn tuuti daal ba xam waaw Sadio xam naa loolu moom danañ ci egsi dañuy bàyyi góoru tuuti mu gën ñu développé mu eggale li nga xam ne moom la tàmbale woon waaw ndax immigration aat cosaanam ba ni mu egsee fii xëy na loolu la bëgg a tàllal leeral mu nekk loo xam ne lu solo la waaw parce que nit ñi maanaam fokk ñu xam ne nit li nga xam ne moo am solo ci émission bi mooy bu ñu fi jógee émission bi nekk émission boo xam ne daf ñuy mën a jëriñ dëgg la waaw loolu nag li nga xam ne moo koy def mooy nga fexe ba ñi nga xam ne ñoom am na lu bëri loo xam ne seen xel màcc na ci melu ñu ne man ñooñu danañ mën a wax nit ñi loo xam ne luy am solo la góor a xam naa ma bàyyi la nga gën a yeggale tuuti xam naa ñu soog a après ñëw ci li nga xam ne mooy question bi nga xam ne moom la Sadio laaj daba waaw li ñuy wax toujours historique déjà donc dañuy gis ni donc première cause immigration donc ce sont des causes naturelles donc parce que nit ñi dañoo dëkk fenn waaw foofu amatul li ñuy dundee donc ñu jógee foofu dem donc c'est un phénomène biologique la même les animaux donc suñu
dëkk nekkee fenn foofu amatul ñax. dañuy dem fa am ñax. dëgg la donc immigration donc dafa nekk loo xam ni tant que àdduna mi ngi am donc du fi jóg. donc premier axe immigration bi donc mooy loolu ce sont des causes naturelles. pour peuplement par exemple yeneen continent yi. donc ñu xam ne que ñun nit ñi ñuul ñi. Europe bi ñu nekk ni ñun ñoo fi jiitu. parce que fii 40 000 ans ci ginnaaw amul woon benn tubaab ci àdduna bi. donc ci la am glaciation àdduna bi sedd. donc noir yi fi njëkkoon nekk muy ñoom ay Cro-Magnon ñooñu daal di perdre seen mélanine. donc nit ku weex lu ko daan soo ko am fii Europe bi 40 000 ans ci ginnaaw. loolu yàggul. donc il faut donc ñun suñu waxee immigré yi il faut aussi ñu wax àndu immigré yi mooy ñun nit ku ñuul ci lan la ñuy toog. ba suñu immigré fu mu mën dem dañoo war a sëgg di xool ci kaw wala ñoo sëgg ci kanam kenn. immigration rek warut a tax. yow dëkk ba nga dem nga def ni kooku nga fekk si. moo la gën surtout donc loolu moo tax donc il faut que may insister ci ànd bi ndax nit bala moo jógee fa nga jógee. di dem feneen da nga xam ànd bi nga toog. donc beneen axe immigration bi ñu xam ci histoire loolu aussi mooy indi beneen cause immigration mooy cause religieuse mooy temps croisade yi dafa amoon fii tubaab bi di jógee fii dem ba Jérusalem di xeex c'était une guerre religieuse. donc nit ñi di jógee fii donc xam nga loolu soldat armé fu ñu mës a déplacer ba léegi sax gis nga. su armée sénégalaise demee Congo mbaa mu dem feneen dañ fay am jabar am fay doom. donc am na ñu fay des am na ñuy dellusi et cetera. donc déjà cause naturelle bi indi nañ ko. cause religieuse bi ñëw avec les croisades. aussi il faut que nit ñi xam te loolu lu am solo la mooy xeex boo xam ni intellectuel africain yu bëri dañ ko doon def. muy actuellement axe immigré bi am tey sens contraire bi moo amoon. c'est-à-dire soo jëlee histoire u àdduna amul kenn ñëpp d'accord ni ci àdduna bi scientifique yeeg historien yeeg ñëpp ñoo si d'accord ni àdduna mënoo fexe ba xam ba am buur boo xam ni moo gën a yàgg moo jiitu Narmer. c'était en 3300 avant yonent Yàlla génn. donc buuru Égypte moo njëkk a créer état njëkk a créer administration njëkk a créer économie. donc demoon nañ ba temps yooyu Égypte noire nit ku weex nekk fa nit ñu rëkk a fa nekkoon amul benn pharaon yi ngay dégg yëpp ñëpp dañoo ñuuloon comme ñun. waaw même sax am na recherche yu ñu def yoo xam ne sax ñu ngi xamal que ñun même ñun sénégalais yi ci Égypte noire boobu la ñu émigré naa si dëkk dellusiwaat axe immigration boobu. donc su ko defee donc temps yooyu tubaab bi dañ koy nëbb duñ ko wax temps yooyu suñu doom yi ñi leen jàngal école. di leen wax ay théorème de Pythagore. et théorème de Thalès ak Socrate ñoom ñëpp Égypte lañ jàngee. comme actuellement ñi ngi amee bourse di ñëw France jàngi. temps yii tubaab yi indo-européens yi dañ doon am kii di dem di jàngi Égypte di sàkku xam-xam. te temps yooyu ay nit ñu ñuul ñoo fa nekkoon ay pharaon ñoo yor xam-xam bi. àdduna bépp. donc sant xam-xam boo dëgg àdduna rek man mën naa la wax xam-xam boo ma wax bu tubaab bi def rek. naa la wax ni fii la jógee. parce que loolu li la koy wan góor mooy boo xoolee ci njàngat maanaam dañ lay wax ne la hiéroglyphe. moom mooy première écriture ci àdduna te loolu Égypte la woon. mathématique aussi la même chose comme mooy théorème yi nga wax léegi. Pythagore ay Thalès ñoom ñëpp ay nit lañ ñoo xam ne Égypte lañ dem kon pour jàngi. waaw mais nag problème bi mooy lan moo taxoon kon donc. égyptiens yi ñooñu ñëpp ñu découvrir ko te teewul ñoom ñu jóg pour dem immigré ji. waaw c'est-à-dire dama bëgg indi tous les types causes yëpp immigration am indi naa bu naturel bi. indi naa religieuse bi. indi naa aussi xam-xam bi. waaw parce que Égypte moo amoon xam-xam donc nit ñi duñ doon jógee foofu di dem foofu. aussi économie bi aussi parce que temps yooyu. kër égyptien bu noir boo dugg bu am xaalis batanti dafay doon liggéey ay tubaab la ñu woon. kon su ma la déggee dafa mel ni tubaab bi dañ koy nëbb. su ma la déggee dafa mel ni tubaab bi moo njëkk a dem immigré. ñoo njëkk a immigré parce que Égypte noir moo njëkk a fondé état. njëkk a fondé économie. ngànk àdduna bi comme ni américain yi ngànk àdduna noonu la Égypte ngànkoon àdduna bi. képp xam-xam boo bëgg loo bëgg xam. soo demul Égypte mënoo ko xam. da ngay dem sax Égypte ñëw ni xam-xam bi yaa ko créé comme Pythagore. théorie de Pythagore n'a pas créé théorie de Pythagore donc immigration donc européen di immigré. di dem di liggéeyi. donc di dem di mbindaanu. da nga dugg kër égyptien boo dugg bu noor indi européen bu xees ñoo fa doon liggéey. kon mais tubaab bi dañu gën a parce que dañoo bëgg. jël dër bu weex teg ko ci kaw der pour yow nga mën a complexé. waaw loolu aussi il faut que mu leer nii sax dañu baax na cause yi quoi donc cause économique kon historique bu immigration kon mel na ni gis nañ historique bu immigration. kon yàgg na. lu yàgg la. parce que lu ñu lay wax ay 3000 ans. avant Jésus-Christ. du ay loo xam ne maanaam
démb la woon. dëgg la kon ba àdduna sosoo ba léegi kon mel na ni kon dañuy ñëw fekk si waat sama waa ji góor a ci li mu wax ne maanaam immigré du mës a bañ a amati. ci àddina waaw ba yow ma yabaasoon ba àdduna bi di jeex kon immigration dina am. kon loolu donc mu nekk loo xam ni ce sera kon mooy suñu. lu bokk ci ci loolu la ñu war a waxtaan. léegi nag ñuy laaj nag kan mooy immigré réellement. waaw kan mooy immigré ak immigration yi yooyu yëpp lu tax ñu def ko ak léegi aussi itam question bi nga xam moom la Sadio doon laaj léegi daba ci jigéen ñi di ko wax parce que dégg nga moom muy nettali ne am na koo xam ne nee na ci maala oto la ñu tëjoon keneen kii xëy na jëkkëram moom moo ko indi si muy daba donc kon affaire dafay am ay évolution au fil du temps que nit ñi di dem évolution dafay am les gens dañuy dem ba benn instant boo xam ne tey jii nii nekkatul dañuy ay téléphones yi comme nu mel bu njëkk ba dañ doon rang ci ay cabine pour téléphoner wala ñu ne ligne moo am ay nit di wër ci ay kër di yóbbu ligne yi lettre bi léegi tey jii xam nga léegi tey jii nii da ngay toog ci sa WhatsApp. wala nga toog ci sa. di gisante wala ngay gisante ki nga xam ne. di wax ak moom mi ngi Afrique fu mu munti nekk. voilà kon donc évolution yu bëree bëri. am na waaw mais li am solo. mooy ñu fexe ba nga xam ni immigration. dafay nekk loo xam ne luy am njëriñ. pour ki nga xam ni moo immigré. parce que loolu c'est extrêmement important. kon Daba li la laajoon kon ñu dellu si ci loolu. bu ko defee moom nga mën a wax ci ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi. ak ni nga xamee ne ñoom it aussi noonu lañ def. ba ñëw fi immigration parce que boo seetee góor ñi xam naa ñoo njëkk a immigré. waaw ginnaaw gi nag leen soxna yi ñëw fekk seeg njaboot geeg yu ne ma noonu yëpp daal. waaw kon Daba ñu waaye jox la kàddu gi loolu la nga xam ne moom la Sadio laajoon. nga dellu si waat ci tuuti ñu soog a dellu si waat ci ki nga xam moom mooy professeur. di Gora Sary nga xam ne ndeysaan sama waay la joo xam ku rafet xam-xam la. waaw fokk nit ñi déglu ko. parce que li muy wax yëpp lu am njëriñ la. waaw ndax man jàng naa ci nag loo xam ne xaw ma ko woon. jàng nañ ci waaw jàng nañ ci. parce que li mu expliqué ni tey amaana bu lii amul woon. man dinaa fi ba ñibbi sama dëkk duma ko mës a xam. lii mu ma leeral nii tey. moo tax waxtaan bi am na solo. waaw kon xam nga gis nga rek déjà loolu rek dafay génnee maanaam valeur li nga xam ne mooy émission bi. waaw parce que immigré li ñu wax ñu nekk ku nekk ci biir. dëgg la ingénieur yaa ngi ci biir immigré yi. policiers yu retraité yi ñu ngi ci biir immigré yi. dëgg la gendarme mi ngi ci biir immigré. keneen ak keneen mi ngi ci biir immigré koo xam ne xam-xam dafa rafet lool. te mu bàyyi dëkkam ñëw immigré. kon dafa naa ne loolu rek déjà dafa bëri lu muy leeral kon Daba ñu jox la kaddu gi. nga mën a wax li la doon Sadio doon laaj léegi. waaw Sadio li mu laaj mooy immigration jigéen. waaw lu metti la. lu compliqué la. parce que jigéen ku ci nekk ak ni nga ñëwee. dëgg la parce que ñii seeni borom kër ñoo leen indi. ñenn ñi dañoo fay seen xaalis ñëw. dëgg la ñenn ñi dañuy liggéey am congé ñëw toog. kenn ku ci nekk ak ni nga ñëwee. kenn ku nekk ak ni nga toogee. mais en tout cas lu metti la. lu bali risque la tamit. dëgg la waaw parce que bu fekkente ne da nga fee ñëw nekk fi ak sa jëkkër. yombul. ou da ngay bàyyi lépp. fas yéene ni ngay defee sa immigration mooy toog sa wutu jëkkër. fas yéene def sa njaboot. gérer sa jëkkër gérer sa kër gérer sa njaboot. am na ñoo xamante ni nii nag dañuy ñëw. dem liggéeyi. takk seen ndigg loolu moo leen fi indi. am na ñoo xam ne dañuy boole sëy bi. ak takk seen ndigg kenn ku ci nekk daal ak ni nga koy yëgee kenn ku nekk ak ni nga koy defee. waaye des fois mu indi ay complications yu metti ci jigéen gi. waaw bu moom daal ci jigéen gi daal lay gën a méttee toujours. day gën a méttee toujours parce que des fois nga am borom kër. mu bàyyi la. ci lépp loo bëgg a yëngu mu bàyyi la du la ko tere. yombalal la. des fois nga am borom kër it du nangu. nga yëngu ci yenn des fois tamit doo am borom kër doo am dara. mais yaa ngi ñëw pour ut loo am bëgg loo am mu dëgër metti lool. des fois góor ñi yombalal la des fois ñu dëgëral la. waaw chantage yeeg yu baree ngi ci biir daal. waaw xam naa da nga di jigéen rek. waaye def naa ci ñun ñëpp la metti. waaw ci na sax góor gi ci la gën a metti. waaw ndax xam nga góor gi nga xam ne dafa bàyyi soxnaam. Sénégal bu ñëwee ci réew mi mooy toggal boppam. mooy fóotal boppam. mooy yàkkal boppam mooy defal boppam lépp. te fekk na xëy na loolu tàmm ko woon. ci réew mi nga xam ne fa la jóge woon. xam nga loolu déjà rek day metti. day metti waaye boo gisee ma wax la loolu. fi ma laaj la. côté jigéen ñi. waaw moom loolu la ma
question moom dani ma te boo gisee ma laaj la ko sax. comme jigéen nga dama lay laaj ci côté jigéen ñi. foofu laa mais bu ma laajee ci côté góor ñi it. danaa la leeralal. xam may ma tuuti xam nga dama gis ni. suñ ji li ni ñuy dundee ñun Sénégal. ak sëy bi. ni ñu koy defee. ak ñun fii. man ci li ma jàngat dama gis ni fii dafa ci ñun la gën a metti. loolu am na ba tey. xam nga boo jógee Sénégal. nga xool ni nga fa dundee même ba nga fa nekkee sa borom kër ni ngay nekkee foofu ak yow mi ñëw nag immigré bi ñuy wax si. yow nga ñëw fekk ci sa borom kër ngeen bokk yi ñaan ñëpp maanaam ba tey yéen ñaan bi ci immigré ngeen bokk kon. yow dëgg la ñëw nga pour sëy bi mais da nga ñëwaale pour immigré si. ndax la nga doon dund la nga bàyyi ca ginnaaw. ak li nga ñëw li nga fekk fii bokkul. loolu Sadio xam naa fokk lañ koy defal thème loolu. waaw li ngay wax nii loolu fokk lañ koy defal thème. fokk ñu def thème boo xam ne dañuy wax immigré. bu jigéen bi. waaw naka la waaw yooyu yëpp loolu. ndax daa yaatu ndax loolu foog ñu waxtaan ci nag. dafa yaatu waaw foog ñu jël thème la moom thème la foog mu dellu si waat ci góor itam. waaw laaj ko ne ko maanaam bi nga ma waxee historique yi. wax ma cause yi. parce que cause yi am na ay causes yoo xam ne c'est des causes économiques. ay causes sociales dafa am. ay causes culturelles. causes politiques. yooyu yëpp dafa am. waaw te benn bu ci nekk tam. fokk ñu jéem ko gën a leeral nit ñi. bu ko defee ñu mën a xam lan mooy immigré dëgg. waaw moo tax fokk mu dellu si waat ci professeur. pour laaj ko ne ko moom mu continuer ci li nga xam ne ci la nekkoon depuis ci introduction bi. pour mën ñu leeralal. li nga xam ne fa lañ tolloon. waaw kon professeur defe naa ne mën nga yeggale. li nga xam ne ci nga nekkoon bu ko defee ñu mën a gën a xam immigration fan la jóge ak fan la toll. dañuy jël toujours ci historique bi pour jox ay illustration pour nit ñi comprendre. donc cause yi nga xam ne moo tax immigration am. donc pour répéter ko. waxoon nañ ko fii cause naturelle yi. phénomène naturel mooy peuple bu dëkk fenn foofu nekkoon forêt jékki-jékki désert bi ñëw. amatul lu ñuy lekk temps yi doon chasser. donc il faut que ñu dem immigré dem feneen. donc ak les causes religieuses avec guerre religieuse yi amoon aussi yëpp day créer ay déplacement ay immigration. wax nañu aussi bon am na aussi immigration boo xam ni ay cause de violence la par exemple ay guerre. parce que gis nañu bon bi Égypte noire tasee. gis nañu koy en Afrique am na ñaari axe immigration yi fa amoon c'est-à-dire de l'Égypte ñu topp Nil bi. dem ba ay Rwanda. ñeneen ñu topp fleuve Niger topp fleuve Sénégal. donc yooyu yëpp ay immigration la yoo xam ni donc pour des causes de violence dem nañ ba. comme par exemple suñu xëyoon benn jour rek ñu ni par exemple day am benn ville boo xam ñëpp dañ ko gëm par exemple ñu ni Paris. jékki-jékki benn jour Paris amatul Paris disparaître. donc Paris nekkatul référence donc nit ñi il faut ñu dem feneen. donc dañuy mujj jaaxle. dootu ñu am ay idéal wala ñu ni. mooy comme li ñuy wax nit ñi ci travers immigration. Eldorado la ñu doon seet. maanaam foo xam ne bu ñu fa demee xëy na condition de vie dafay gën a maanaam nekk loo xam ne lu gën a. baax la condition de vie dafay amélioré wu daal voilà xam nga loolu dafa am solo. donc loolu donc cause dafa am donc cause violence boo xam ne dépendul ci nit ki. donc nit ki mën na immigrer sans mu nekk sa propre volonté. cause yoo xam ne daf ko dépassé mën na doon guerre mën na doon guerre civile mën na doon phénomène naturel. mën na doon tremblement de terre mën na doon yu bëri. donc yooyu yëpp aussi dafay dérégler le cadre de vie peuple bi wala individu bi. donc immigration bi nga xam ne rek moom moo gën a tax émission bi war a jóg mooy bi ñuy vivre nga xam ni soo ko xoolee cause profonde yi yàgg yi mooy traite négrière bi fi amoon ak colonisation bi nga xam ni dafa ñëw fekk continent africain ñun parce que il faut que ñu ëtt bi dafa yaatu. il faut ñu jéem a xatal tuuti ba indi ba wax ci ñun. donc li nga xam moo ñu concerné ñun ñii actuellement parce que génération immigré yi fi nekk actuellement. génération immigré yi fi nekk actuellement ak yi fi njëkkoon nekk bokkul. donc ñun la plupart soo xoolee pays africains yi cause immigré yi cause économique bi moo ëpp solo fuuf. donc ñiy immigré parce que dafa am sous-emploi dafa am chômage et cetera parce que dëkk ba fa nekk koŋ bi doxul donc nit ki war a tedd. donc war a xam ni am na responsabilité bu nga xam ne moo ko yenu amul ci possibilité fi mu juddoo fa mu màggee mu jóge foofu dégg ni feneen te loolu soo ko gisee aussi colonisation bi la encore parce que colonisation moo indi suñu immigré cause profonde immigration ñun ñi soo ko xoolee même ci forme immigration bi souvent ñi nga xam ne ñoom la français yi colonisé woon souvent dañuy dem en France immigré
ñi nga xam ne ñoom la Angleterre yi anglophone yi souvent dañuy préféré dem Londres et cetera donc lenn ndax mun naa la ko laaj tuuti rek maanaam bu ñu seetee dañuy seetlu ne Sénégal ñi fa njëkk a immigré mooy ñi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkku àll yi ñoom ñoo njëkk a immigré du waa ñu dëkk ci ay ville presque bi ñu commencé immigré léegi yàggul kon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk baykat yeeg sàmmkat yeeg ñooñu ñoom ñoo njëkk a def ñoom ci ñi njëkk a immigré génn ci lañ bokk parce que Italie mën nañu wax ne dans les années 80 la fi sénégalais yi commencé ñëw mais est-ce que loolu moo parce que laata ñuy ñëw ci Europe ñu ngi daan dem ci sous-région bi lañ daan dem nit ñi dañ daan dem ay Gabon ñii di dem ay Côte d'Ivoire ñii di dem ay Guinée dëgg la fa la sénégalais yi daan dem ba mu yàgg ñu bàyyi ko ñëw Europe kon boo seetee ba ci biir ñi njëkk génn Sénégal presque mën nañu wax ne ay nit lañ ñoo xam ne dañoo dëkk ci kaw gi lañ dëkk comme ni ñu ko mën a wax loolu mu doon lan nga ci seetlu yow loolu am na raison quoi parce que temps loolu soo ko xoolee dans les années 70 bi sécheresse bi tàmbalee donc xam nga 60 déjà sécheresse bi tàmbalee avec les chocs pétroliers et cetera donc mujj na béykat yi bon avec la sécheresse bay bi doxatul bon te soo xoolee aussi temps yi aussi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci taax yi ñi nga xam ne ñoo doon jàng soo ko rappelé dañ doon def da nga doon signé ay contrat nga xam ne soo paree état bi di la da nga doon toog sax benn jour pour état jël la pour nga am liggéey dañ lay wax foo amee foo teg table rek état bi embauché la donc ñi nga xam ñoo nekkoon un peu urbanisé donc il n'avait pas ce problème d'emploi, ce problème de chômage. Mais ñi nga xam ne kon dans le monde rural rek ñoom ils sont confrontés donc à la sécheresse qui a duré des années. donc wàññi seen koom-koom. da ngeen ay dëkk yoo xam ne dañuy mujj sax ñu leen jox ay raakal fàttali loolu yëpp. donc ñooñu aussi am na aussi benn cause boo xam ne c'est un peu religieux, c'est un peu confrérique parce que soo xoolee jaar-jaaru sëriñ ñi aussi fi Sëñ Tuubaa aw. fi ñu ko yóbbu dëkk yi mu dem yëpp donc aussi am na sénégalais yoo xam ne aussi dañoo topp encore yoon boobu su gisee donc il faut aussi nit ñi xam leen aussi que flux immigration bi am Afrique moo ëpp fuuf flux bi am en Europe tubaab bi dañoo bëri coow rek mais immigration bi am suñu biir ñun pays africains yi moo ëpp fuuf immigration bi am nii donc temps bu xam nga wax naa la ko léegi ne la nit ñi dañ dem ay Côte d'Ivoire di dem ay Gabon ba léegi ñu ngi fay dem ay Zaïre yooyu yëpp dañ fa daan dem voilà kon donc sous région bi Afrique moom moo ëppoon immigration ñu dem ba mu yàgg nit ñi bàyyi Afrique léegi jublu Europe mais loolu am na lu tax waaw c'est-à-dire ci génération immigrée après da ngay xool ni dans les années 80 déjà donc plein emploi bi amoon donc on était dans le cadre de état providence mooy lan mooy état bi soo jàngee mu jox la liggéey donc l'état mënutu jox liggéey mais aussi gis nañu que béykat yi nga xam ne ñoo njëkk a immigré béykat yi njëkk a immigré bi ñu dëlsee dañoo dëlsi ak koŋ donc nga nekk ci kër ñu tabax kër yi rafet indi oto yi rafet donc toujours dafa am effet mirage dafa jouer rôle bu bëri mirage day jouer ci départ bi day jouer aussi ci retour bi parce que su toi bi ñëwee Afrique taal ñu seen civilisation taal ñu Paris wan ñu la fa am donc loolu mirage la donc nit ki su ñàkkee day yaakaar su demee fii donc dana am kaaw bi lan moo ko indi kaaw bi waaw xam nga kaaw bi moom li ko indi mooy ñi fi njëkk a immigré xam nga dañ lay wax ne ni ñu doon nekk wala ñu ne la fii kaaw la waaw maanaam ñi fi njëkk a c'est-à-dire kaaw mooy kaso kaaw mooy lan lay woon maanaam ni ñu fi nekkee woon parce que nit ñi dañ daan fanaan ci ay souterrain nit ñi dem ci ay gaar di fanaan oto yi di fanaan gaar yi ñi ci gaar donc loolu yëpp moom la ñuy comparé ak kaaw nag mooy foo xam dañ fa daan denc parce que am na ñoo xam dañ daan am kaaw ci seen kër mooy souterrain yi waaw nit ñi dañ daan am kaaw ci seen kër patron yi dëgg dañ doon am kaaw ci seen kër nga xam fa la ñuy denc seen ravitaillement fa la ñuy dugal lépp nga xam ne foofu lu fa bouger rek dañ koo ñëw fekk ko fa jël ko kon donc looloo taxoon ñuy wax kaaw bi ndax condition yi la woon waaye aussi góor a soulevé na lu góor a soulevé na lu am solo maanaam dafa wax ne bi nit ñi tukkee ba ñëw dañoo indaale ay koom xam nga foo xam ne
ab étage musu fa am. foo xam ne kenn musu fa dawalu oto. foo xam ne maanaam bëri na yu bëri yoo xam ne daal amu fa woon. nit ki tukki dem indi ko loolu moo tax ñëpp daw. jublu daw wuti ji foofu. parce que nit moo baaxoo loolu. que c'est tout à fait normal. kon donc loolu lu am solo nga point bu am solo nga touché. un point bi nga xam c'est un point essentiel. moom nga touché. mais Djily man bëggoon naa laaj professeur benn question. waaw man turu ba tey li ma jaaxal bi ma depuis ma nekk fi ba tey lu waral turu Modou. waaw mooy li mu la sànq mooy xam nga tudd naa fi sànq nii. waaw am na benn sax benn anecdote bu ñu indi ci sëñ Touba. bi Touba bi amee crise monétaire. sëñ Touba jël gaalu xaalis bi. gaalu xaalis bi ñu yoroon di ko jox Touba bi pour dimbali leen pour seen monnaie bi jóg. ba yenn mag yi doon wax li tax mu koy jox Touba bi. mu leen bàyyi leen ñu yóbbu ko. dana duun te da ngeen dem jëli ko. donc déjà donc loolu mooy que d'abord murid yi. donc déjà rek bi sëñ bi waxee loolu déjà ci baatin. déjà donc murid yi ñoom ñoo njëkk a commencé donc di immigrer wu. aussi am na aussi benn aussi il faut savoir que solidarité économique bi am ci conflit murid parce que murid yi suñu immigré dem fenn. yóbbaale seen daayira donc dañuy créer benn genre communautarisme économique. donc suñu dëppee aussi. par exemple man sëriñ bi ni ma sama taalibe bi dafa bëgg a dem. donc yooyu yëpp dafay jouer. donc murid yi ñoo gënoon am possibilité. donc pour immigrer même ba léegi nga sax léegi kër Sëriñ Tuubaa yëpp. dafay faciliter. su nit ki ñëwee. su amul fu mu dal mu dem ci kër Sëriñ Tuubaa bi. donc murid yi ñoo njëkkoon am structure d'accueil ñoo njëkk am structure d'organisation. ak sur le plan relationnel sur le plan fonctionnel. donc moodu yi donc muy murid yi donc loolu mooy indi turu moodu yi. après comme ni nga ko waxoon sànq comme je m'excuse sànq xam nga waxoon naa ni mirage bi léegi rek bi ñu demee ba état léegi providence jeex Sénégal ñi nga xam ne dañuy jàng diplômé amatuñu emploi xool seen cousin immigré na indi na alal ñoom tamit nañu immigré donc loolu donc c'est la deuxième génération yu immigré yu ñëw fii donc yooyu yëpp donc ay jàngat la yoo xam ni donc day. man li ma ci dolli rek mooy. xam nga nit ki bu bàyyee léppam ginnaaw. dëgmal dara. mooy parce que ku nekk rek comme ni ma ko waxee woon ak ni ngay jógee. dëgg la am na ñoo xam ne dañu am possibilité mën a jug dem. am ñoo xam ne dañuy dem ñaan visa am ñoo xam dañuy jaay seen lépp. am na ñoo xam ne sax dañuy leb tayle seen i yëf pour jóg. ndaxte lan yaa ngi ci koñ bi am nga koo xamante ni yéen a juddoondoo yéen a yaroondoo. wala am na koo xam ne yéen a bokk baay ngeen bokk kër gi. wala am na koo xamante ni nii yéen a maaseendoo. wala yaa ko mag sax mu jékki-jékki tukki. nga toog ci koñ bi di ko xaar nekk ci say business jékki-jékki mun a cëpp ci sa kaw. indi oto xam nga tabax kër takk jabar te yow mënoo ko. da ngay daan ne nag nelaw jeex na. mais même gaal gi est-ce que du looloo ko waral. même gaal yi looloo ko. parce que da nga naan nelaw jeex na. et tous les moyens sont bons. da ngay jàpp ni tous les moyens sont bons pour nga dem. mais nag comme li ñuy wax naan tukki. xam nu ñu koy waxee attacher vos ceintures da ci am solo. waaw mais yoonu gaal bi moom du yoon. waaw xam nga loolu. loo mën a gis tamit. ak lu mën a loqi sa bëtit. nag nga fexe ba am yoon bu baax. moo gën parce que defe naa ni ñi jël vol ñëw sax. des fois ñu ñëw ba fii mu metti ci ñoom lool. la ñu lemoon bàyyi fa. dañuy am problème mu fay ko. wala la ñu jaayoon dañuy ñëw ba fii di ko réccu. kon nag jarul yoon bi suuf bi. waaw xam naa loolu moom. incha allah comme ni ñu ko waxee. mirage bi. loolu mooy maanaam li nga xam moom lañ gis ci kanamu mbir yi. xam nga nit moom. li nekk ci biir au fond. mënu ko xam. dëgg la waaw parce que dañ lay wax ne la jeter de la poudre aux yeux des gens. même ñi nga xam ne ay politique lañ dañuy def loolu. waaw donc kon loolu bu soobee yàlla dañ ciy jël thème. parce que nee naa la immigration ay pàcc la. dafa yaatu daal benn bu ci nekk dañ koy jëlal thème am mu boppam. parce que télévision bi comme ni ma leen ko waxee. li ko tax a jóg mooy informer rek les immigrés. télévision pour immigrés yi la. kon donc bu soobee yàlla. émission bi dana gën a yaatu. ñu gën a yaatal. inchallah xam naa dañuy dellu tuuti ci professeur. su ko defee mu gën ñoo dugal ci historique bi. parce que liñ bëgg bu ñu fi jógee tey. dañoo bëgg au moins kii immigré xam lan mooy immigré. waaw
kii immigré aussi itam xam ñu xam lan moo tax mu doon immigré. loolu mooy gën a yaasal tey débat bi. ci loolu lañ koy gën a yaasal xam naa. ba beneen émission ñu ngi déglu aussi itam téléspectateurs yi ci téléphone bi. dañ cee xaw a am tuuti problème. xam naa soo moytul mun na am tey ñi ñuy woo duñ ñu mën a jot. mais en tout cas ñu ngi ñuy wax ne ci réseau ñu ngi ñuy wax nañu réseaux sociaux yi nit ñi ñu ngi ci nekk tey actuellement ni di suivre émission bi. waaw kon déjà loolu rek paa la. xam naa bu soobu yàlla bu ñu dellu si waatee beneen samedi. dana fekk maanaam ñu gën a defar mbir yi gën ko waaj. bu ko defee léegi nit ñi di mën a woote directement di joxe seeni intervention parce que loolu moo ñu gën a intéressé. nit ñi nga xam dañoo toog ci seeni salle di ñu seetaan. nit ñi nga xam ne dañoo toog ci seeni oto di ñu seetaan ñi nekk ci Facebook yi nekk ci yeneen réseaux sociaux yi di ñu seetaan ñoo ñëpp tey bu ñu sañoon ñu mën a joxe seeni intervention waaw te loolu daf ci am solo parce que boo demee ñooñu am na ci ñoo xam ñu ngi nekk ci biir immigré yi yor ay xam-xam yoo xam ne ñun ñuy toog fii xamuñu ko waaw kon góor a ma bàyyi la nga eggale ci loolu nga xam ni ci nga nekkoon muy problème mirage beeg ay yu demee noonu daal. waaw comme ni ko soxna si waxee di wax li tax nit ñi léegi di am fit donc di utiliser yenn moyens yi nga xam ni sa dee xaj la si. dafa am ay facteurs yu ko indi quoi parce que premièrement xam nga pays d'accueil yi muy pays européens yi dañoo nekk ci crise économique. crise boobu aussi day wàññi donc taux d'absorption donc immigrés yi ñëw parce que temps bu njëkk da nga doon ñëw tubaab bi da nga doon dugg ci kër yi di wax est-ce que yow bëggoo liggéey. mujj na affaire bi évoluer yaay génn ci kër yi dem di wut ci liggéey donc crise bi donc mooy indi loolu beneen facteur aussi mooy dafa dem ba léegi mode d'entrée bi c'est-à-dire mooy visa yeeg dugg ci avion li jënti kayit yi dafa dem ba léegi yooyu yëpp aussi taw dañu ci jël ay mesures ba tappale yi doon am yëpp xam nit ñi duñu soxla jël gaal mais régler këyit régler dara ñëw Europe ci jàmm yooyu yëpp dafa gën a wàññeeku te li ko gën a garaawal rek mooy population africaine dañoo nekk population jeune donc population par exemple soo jëlee Sénégal par exemple soo jëlee plus de 56% ay jeunes lañu état bi mënuñu leen jox liggéey pays d'accueil yi mënuñu leen absorber donc léegi donc voie normale yi ñu doon aw pour immigrer yëpp dafa tëju donc lu des aussi mooy aussi dafa pression familiale dafa yokk parce que léegi temps bu njëkk ba sutura amoon na léegi sutura amatul parce que léegi ku am da nga koy wane temps bu njëkk da nga doon am nga gën a am sax sa mag doo ko wan léegi rek nit ñi day nekk ci kër yi di comme ni ko olof waaw di jaayante xiirante te éducation bi aussi dafa yàqu donc dem na ba léegi donc nit ñi aussi dootu ñu déglu seen i kilifa am nañu xale yu bëri ñu wax seen yaay leen bu leen dem ñu dem donc yooyu dafa joué facteur yëpp soo ko joué day tax léegi nit ñi ndax laaj lu ndaw rek maanaam bi nit ñi defee loolu yëpp xam nga indi nañ historique immigration la moo tax nit ñi di immigré léegi yan maanaam nit ñi ndax bi ñu immigré ba pare liñ doon séntu ci immigration bi ndax loolu lépp ñëw na ci wala ñëwagu ci. waaw loolu c'est-à-dire immigration pays africain c'est un échec total. parce que soo jàngatee yeneen dëkk yi immigré soo jëlee Italie bi ñu nekk nii. ñoom bi ñu immigré. si nga lu ñu daj. waaw da nga doon dem sax Allemagne ci baar yi ñuy bind yoo xam ni kenn du ko nettali. ci italien bon donc mais ñoom bi ñu ñëwee ñoom dañoo ñëw créer seen i pukus seen i entreprises yu ndaw xooluñu kër gu rafet. xool ñu jigéen ñu rafet xool ñu oto bu rafet takk seen digg fabrique ngay gis fii yëpp koo si gis bàyyam moo ko keroog wala maam am na benn jour sax benn anecdote la ma toog nii benn industriel ñëw toog sama wet ñuy waxtaan ba si yàgg mun ma dama gis yow ngay ree quoi man milliardaire laa te man sax mënuma ree parce que sama doom daf ma jaaxal man ko li tax mu ni mais man dimanche sax dama koy liggéey oto boobu mu doon dawal 40 ans ba léegi oto boobu moom laa yor te lépp maa ko liggéey mais sama doom xam nga mu def benn oto bu ngand la jënd. gaare ko te fabrique dimanche sax du liggéey. tu vois donc mais est-ce que loolu maanaam du problème réalité comme ni nga ko waxee nii léegi xam nga xëy na ñun ak ñoom bokkuñu ay aada wax nañ ko ak ay cosaan kon donc ni ñuy immigré xëy na bu ñu dellusee du nekk benn. waaw loolu yëpp aussi daf ci jouer problème réalité.
nga xam ne maanaam waaw même moom su fekkee sax dafa immigré maanaam xam nga yow tey immigré woo pour sa bopp rek waaw ak sa famille yëpp voilà xam nga moom góor a immigré wul pour boppam rek Daba la même chose man nii la même chose dafa am ñu bëri ñoo xam dañoo nekk suñu ginnaaw bokkul ak ki nga xam ne nag moom bi mu demee immigré ji pour boppam kese moo tax mu immigré ji waaw xëy na bu ñëwee dana créer loo xam ne ñeneen danañ ci jariñu mais ñun moom en tout cas sénégalais en général africain particulièrement sénégalais li tax nga tukki mooy pour soppi say conditions soppi conditions yi nag du pour yow rek parce que bu doon yow rek day yomb donc xëy na professeur tubaab yi dafa mel ni ci loolu la ñu rawee moo tax ñu def yenn pass yi waaw parce que xam nga pesanteur familial pesanteur culturel souvent day doon aussi obstacle voilà au développement d'un peuple parce que cause yi ñu wax moo tax ñu jógee fa déjà cause yi ma leen woon que ñooñu suñu ñëwee aussi parce que gis naa kii tabax këram kii takk na jabar donc man su ma ñëwee du ma xalaat créer entreprise damay xalaat tabax kër. mais su ma déggee sa jàngat bu njëkk. takk jabar tubaab yi loolu la ñu xaw a rawee tuuti ñun africains yi. waaw parce que tey jii kooku mag la. mag la. waaye moom talul oto. talul dara. mi ngi ci liggéey nee na la dimanche sax da koy liggéey. léegi nag ñun africain problème boobu la ñu am. ñun tey jii ku ci dem ba taxaw sa entreprise bu taxaw. dootoo nangooti su meeku bokk ca liggéey ba. te bu dee tubaab bi la boo ñëwee da ngay foog ni moom ca ñañu employé la bokk ndax dina ca takk rip xam nga nekk ca dañ ca sonn ca ñun nag bu dee ñun la da ngay daal dem uti sa costume ut sa oto bu rafet commencé di nekk ci biir di gëddee ko yuuxu xam nga bu fekkente ni ñun jigéen ñi la nga commencé takku di jaagari invité nag bu dee tubaab yi la ñoom dañ cay nekk ba boo ñëwee doo xamee ka seef ak ki seeful kon madame Sylla Sadio moom it ñu xam ne man ak moom ñoo bokk émission bi waaw te jigéen ñi tam dañ cee am seen wàll waaw xam naa ne moom fokk ñu del jox ko moom it laaj ko li nga xam ni moom it noonu la gisee mbir mi ci loolu nga xam ni moom lañ junj léegi nga xam loolu problème réalité la waaw xam naa yow ak Daba ngeen xaw ko pelloo tuuti ñu mën a may jigéen ñi ñoom it ñu jël seen wàll tuuti ndax loolu da ciy am solo waaw sinon dañuy bañ ñu ne góor ñi rek ñoo moom yéen ñi jaay doole de yéen ñi jaay doole la loolu moo tax ñu bëgg ngeen xaw a pelloo yéen ñi jaay doole en tout cas Sadio yow nga mun ma ko laajal li nga xam ne moom la jigéen ñi mooy dama ko doon sànq rek xam nga waaw parce que xam nga jigéen ñi moom sax yow xëy na mais problème mu wax ci problème mu réalité bi nga xam ne daal immigré mooy immigré bi nga xam ne immigré boo xam ne moom dafa immigré pour ñëpp ak ki nga xam ne dafa immigré rek pour boppam parce que ñun loolu dañoo immigré pour ñëpp waaw pratiquement li ji li wax sax na Daba ndax booy xool man léegi damay toog ba ci yàgg sax man sama bopp may defaat jàngat bi man ñun neexu ba neexu waaye ñun Sénégal ñoo gën a sonn ndax ñun da ngay liggéey ba weer bi dee weer bi da ngay njëkk xalaat ci ñun mooy fële boo ko xoolee ci tabaski bi di ñëw rek noonu la ndax pression bi nekk sa bopp da nga naan kii ak kii ku nekk di nga ko lim xalaat ko te bokk ñoom ñi nga xam ne nag ñoom foofu la ñu rawee ñoom xëy na ku ci nekk loo liggéey moom laa la bëgg laaj daal ba xam yow noo ko gisee waaw nu dox ñoom ñun ni ñuy dunde ak ñoom ni ñuy dund ak ñoom ni ñu koy dundee daal non du benn Sadio du benn ñoom bopp sa bopp la ñuy def dëgg la comme ñun li ñu xam liggéey di jàppale sa yaay wala ngay liggéey di jàppale sa papa tubaab bi xamul loolu dëgg la day jàppale boppam la muy dajale pour doomam bu màggee boppam lay jàppale ñoom da ngay ànd ak jigéen sax di ko bëgg wala nga takk ko te doo ko jàppale ñoom li ñu xam mooy bopp sa bopp bu ñuy génn ak yow sax man des fois damay toog ak tubaab yi ndax dañuy ñëw ci ñu am lu ñu seq wante da nga leen naan waaye yow des fois ñu expliquer la problème sa far bi du la jàppale ñu ne déedéet parce que ñoom xamuñu loolu dëgg la maanaam ñoom maanaam bi ñu immigré ba pare créer ay entreprise ay agenda ak xeet yu demee noonu boo seetee maanaam li taxoon nit di immigré dëgg-dëgg mooy pour ñëw def loo xam ne ci dëkkam bu ëllëgee ñeneen mën cee jariñu parce que li anglais yi di wax self made man waaw waaye ñun defuñu noonu wala boobu ñenn ci ñun xam nga loolu dafa am solo li anglais yi di wax self made man maanaam sa créer nga partir zéro nga partir ak zéro Daba kon ñu dégloon te tuuti bu ko defee dana tax nit ñi jariñu ci mbir mi daal mooy li ma la wax ne la li anglais yi di wax self made man maanaam fexe ba nga xam ne lii yow yaa ko créer sa bopp parce que immigré loolu moo ko tax a jóg waaw
immigration li ko tax a jóg mooy nga dem góorgóorlu am dara ñëw ci sa dëkk def fa benn affaire. waaw mooy exemple bi jege na tànk exemple bi jege na sa tànk mooy li suñu directeur bi def rek. xam nga mooy nit ki nga xamante ni dangaa partir ak zéro. yaa ngi dégg. di yaa defal sa bopp sa lépp. ci kattanu yàlla ba yàlla jàppale la ba nga taxawal. loolu mooy self made man bi nga wax. wante ñun li tax suñu kaa metti ñun. tey jii mën nga dem léegi ji li dugg ci négoce gis sa costume bu rafet nga jënd ko sañ sa dem mais tey jii yow tey jii nii nga toogee ku ñëwoon ni la ji li bii Sénégal ngi nii doo dem doo jug mu ko dem ndax lan yaa ngi xalaat man de su ma demee nan laay def diw sama goro diw sama raq diw sama doom baay sama tànta sama xarit ba ma doon àndal ca koñ ba tey fii nga toog ku la fi bettoon ak bii doo jug. mais d'après te loolu bokk na ci lu ñuy tardé. xam nga loolu maanaam beneen affaire la. mais dama la wax ne la immigration. li nga xam ne moo ko tax a jóg. mooy dem wut ñëw pour investir. moom laa la wax dama ne li ñu tardeel ba duñu investir loolu ci la bokk. nañ wax ci investissement ak li nga xam ni moom la war a def. waaw léegi nag après xam naa danañ ñëw mu nekk thème boo xam ne dinañ xool li tax immigré bii mënul dem te immigré bi mën a dem. loolu mooy li ma la wax ne la problème réalité historique la. kon donc foog ñu dellu si waat tuuti ci professeur moom su ko defee mu mën ñu duggal ci domaine boobu. waaw domaine wu investissement domaine wu maanaam immigré. bi nga xamee ne dem na wuti ba ñëw. léegi lan la war a def pour que mën a. ñu xam ne kat immigration bi am na loo xam ne maanaam jëlee na ko ci parce que dañ ne boo ci jëlul alal jëlee ci xam-xam te nit bu amee xam-xam déjà mën na fexe ba am alal. mooy li ma la wax tonton ñu laaj la tuuti waaw. mooy li ma la parce que mën nga dem dajale ba am. nga ñëw au lieu que nga investir. mais yaa ngi calculer say nit yi la jege. say mbokk yi la jege. nga séddale ba la nga doon investir dootoo ko investir. te tey jii bu ëllëgee. la nga war a def soo ko deful ñooñu nga daan sóor tey jii. ñooy njëkk a toog ni diw de ba mu dalee tukki ba tey nangam. léegi nag li ñu ñeneen raas yi rawee mooy. ñoom bu ñu dajalee. seen dërëm bala ñu koo dugal fenn dinañ xool fi ñu koy def fan la. léegi ci foofu loolu mooy sunu différence ak ñeneen ci loolu nag lañ gën a bëgg a wax moo tax ma bëgg a dellu ci professeur. pour laaj ko nag ne ko nag. immigré nag su demee nag ba ñu ne kat kii immigré la. léegi yan comportement nan la war a def. pour que immigration boobu. ñu gis ko xam ne lii amal na ko njariñ. waaw parce que immigré bu njëkk ba nit ñi dañ doon immigré pour ñëw changer réew. immigré wu ñu woon pour changer seen bopp. donc loolu mooy li nga xam ne moom lay laaj professeur. waaw mooy xam nga pesanteur religieuse yi pesanteur sociale pesanteur politique yi. parce que aussi il faut nga xool aussi que tubaab yi. bu ñu ñëwee immigré dañu fi trouver état boo xam ne ak structure boo xam ne du leen doon jàppale. soo ñëwee créer entreprise. ñun la ndox. fii entreprise yi seen facture ndox moo gën a yomb que facture yi kër yi. wàññil la courant wàññil la lépp. donc am ay subventions leen di jox donc loolu aussi da si baax que. waaw kon su nit ñi immigré ñëw seen dëkk wax ne ñoom dafa mel ni kon seeni gouvernement. seen gouvernement waaw doon jàppale ci yenn yi ba léegi sax. ba léegi nii waaw dañu koy tere ñun sax dañuy tere loolu pays africain yi mais ñoom ba léegi. dañuy subventionné seen yenn secteurs yi. donc loolu aussi loolu da si jouer rôle. donc ba pare loolu dafa indi soo jëlee pays africain jël Sénégal yoo xam moom la ñu xam. am na ñu bëri ñu ñëw pour indi seen xaalis investir ko mais suñ ñëwee d'abord lañ fay fekk. corruption bi. maguy bi. bralon yi. soo faralul diw. soo bëgg donc dafa am affaire yu bëri yoo xam ne donc moo tax ba peut-être li tubaab bi réussir ñu réussir ñu ko peut-être que sénégalais bi bëggoon na su tukkee ñëw créer entreprise. mais su tukkee ñëw bu ko créer du trouver condition d'accompagnement yi nga xam ne moom la état parce que état moo yor lépp. parce que nit su tàmbalee entreprise su la état jàppale mënoo dem. parce que soo amee entreprise il faut nga am marché. soo amee entreprise donc il faut nga fay location il faut nga fay courant il faut que lépp il y a donc une absence totale donc de l'état. est-ce que immigrés africains yi am nañ initiative yooyu. si c'est-à-dire au début. la majorité boo xoolee ñu ci bëri am nañ yenn possibilités yi peut-être. mais duñ ko amee exploité. non c'est-à-dire ay leneen lañ ci def. mooy loolu c'est-à-dire ça le problème. boo yëwee ne doo ko def xam nga waaw non paal nañ sax quoi mais yeneen initiative parce que nit ki mën na bañ a sax nay. mais nga investir ci ay takk ay jabar. nga investir ci yeneen affaire yoo xam ne amul benn njëriñ. ji nga baal ma fenn nag produit moom benn affaire moom ku ko def séntu ko ca ginnaaw. ba pare jile
da ngay gis nit mën na liggéey fii alalam de ne damay dem sama dëkk damay investir ndax immigré naa damay dellu ñu xam ne immigré bi ñëwaat na mais boo ñëwee ñu gën a sës yow say mbokk ñoo ko yàq ndax ñoom nga fay teg Sadio duñ ko teg ci yoon gi nga ko war a tegoo c'est-à-dire loolu li ma la wax sànq rek nañ ko def beneen thème non ba tey foofu laa jëm si ak yow Djily mais Djily waxtaan la parce que tamit il faut xam nga waxtaan bi mooy indi leneen problème bi mooy xam nga ñu ngi développé pour le moment nii ñu ngi ci généralité lañ waaw kay waaw mais professeur ñu may ko tuuti moom mu yeggale ci li mu nekkoon waaw li nga c'est-à-dire loolu da si am solo quoi que nit ñi suñu immigré ñëw il faut ngeen fàttaliku les causes bi tax nit ki dem donc su ñëwee loolu lay def parce que dama doon bay nawet bi baaxul donc dama dem wuti pour ñëw dundal sama njaboot donc su ñëwee immigration bu de consommation lay doon parce que soo xoolee presque 1000 milliards yu ñu envoyé Sénégal soo xoolee presque plus de 70% yëpp pour lekk la pour tabax ay kër la pour xew yi la surtout jigéen ñi parce que jigéen aussi foog ñu ŋàññi leen tuuti parce que loolu aussi joué ngeen si rôle bu négatif bu ngand sax parce que góor fu mu dugalee fu mu warut a dugal la jigéen moo nekk ci suuf donc ah non ñaari jigéen ñaari góor donc Sadio bu mu sotti ko nañu Djily may ñu wax kon ndax lii buñ ko bàyyee ndax ñu bàyyi kon ñu wax waaw mais man sax d'accord ma ak moom wala laa bëgg wax man foofu d'accord ma tax man la d'accord ñun dañoo am rôle bu mag bu ñu joué ci ñoom ñun ñu ngi leen di delloosi ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di jéem a xool nu ñu leen di téye la njaboot gi pour que ngeen mën a tranquille bu ngeen demee ci liggéeyukaay bi mën a liggéey tranquille su ngeen ñëwee ci kër gi mën a tranquille waaye yéen a dul dugg ci lu ngeen mën waaw mooy loolu rek mooy jàppale gi parce que toujours boo wéete sa jëkkër yaa ngi ko naan góorgóorlul gis nga diw xoolal gis nga diw diw de def na nangam diw de gis nga kër gam tabax gis nga diw oto ba muy dawal gis nga diw lam def toujours parce que ku sañoon bu dee course sa jëkkër da ngay bëgg ma wala nga ne ko sax léeg-léeg nga ne sa borom sax da ngaa jéem a def dara ubbi ko Sénégal ma ñibbi ca njaboot gi ñu dem toog yooyu yëpp ay projet la yooyu tegal góor ñi mais ñoom projet femme la ñu gën a préféré la nga loolu ñëpp xam nga problème bi mooy que li ma la wax sànq rek nee naa la koo gis mu immigré c'est pour changer ses conditions comme ni ko professeur waxee yow bi ngay dem da nga amoon ay priorités yoo xam ne moom nga jëloon teg ko ci sa kanam priorités yi nag moom ngay jéem a topp xëy na di ko jéem a xool noo ko say toog yi dafa noonu xëy na ñun sénégalais am nañ suñu réalité am na yenn affaire yu bëri yoo xam mi ngi ci biir yoo xam ne xëy na loolu comme ni ma leen ko waxee rek day gën a yaatu daal ñu koy gën a yaatal daal waaw mais léegi ñu déglu encore tuuti professeur mu gën ñu wax ci investissement yi nga xam ne maanaam immigré daal yan comportement la ñu war a yor pour que immigration bi mën a am njëriñ man question boobu laa la laaj am na solo parce que amul lépp rek développement question de mentalité la Sénégal tant que mentalité yu changé ñu donc lu bëri ay taar lay doon même soo amee volonté bi ferme parce que ñun lu ñu xaw a kii mooy niveau intellectuel c'est-à-dire am na si yu bëri yoo xam ne soo ko xamul doo xamoo luy entreprise xamoo nu ñuy gérer xamoo ñu téye recette xamoo ñu téye dépense xamoo nooy demee banque xamoo nooy calculer yëpp donc dafay jouer donc mais on a pu constater maintenant que immigré yi muy ki jàng école ak ki jàng école bi yëpp ñëpp seen niveau donc sur le plan gestion dafa gën a yokk que bu njëkk ba te loolu lu ko indi rek peut-être que mooy crise bi parce que du tax par exemple sa jabar war a dem supermercato war a yóbbu 100 euros dañuy dugg supermarché jënd lu leen neex mais léegi dañuy xool ni non lii jaru ko lii mën na manqué lii donc dafa indi donc esprit donc benn esprit baisse de gestion mais donc xam nga l'immigration bu Afrique c'est raté au départ donc raté boobu mu raté daf ñuy topp par toutes les générations peut-être que ku mel ni par exemple lan moo tax mu raté pourquoi mu raté parce que ñun dañoo jógee parce que def immigration forcée dañoo forcé parce que du ñëwoo rek par exemple bon maa ngi dem Europe su ma fa demee xëy na ma am fa xam-xam xëy na ma am fa xool nu ñuy jaayee su ma ñëwee donc appliqué mais dañ fi jógee nekk situation bu metti da ngay dem ba doo am loo dundal sa njaboot donc nga takk sa ndigg nga dem donc soo ñëwee donc li nga xalaat mooy consommation donc xaalis boo jël ci tubaab bi mu dellu ci tubaab bi parce que soo ñëwee Sénégal li ñuy envoyé par exemple 1000 milliards même
aide européenne yi soo ko boolee lépp matul sa xaaj bi. donc ñun li ñuy investir Sénégal bëri na bëri boo xam ne tey jii suñ ko mënoon canaliser. te suñu waxee canalisation rek kooku c'est la responsabilité de l'État. te foofu rek je pense qu'il y a la faillite. waaw yow sax politique donc xam nga li nga wax sax ci li nga wax sax ci xaw ma ñaata milliards 700 milliards. 1000 milliards loolu mooy xëy na loolu mooy xëy na li ñu xam mu jaar ci réseau yi nga xam ne ay réseau officiel la. lu mel ni Western Union lu mel ni ay RIA wala yeneen ak yeneen. yoo xam daal ay réseau officiel la. bokkul ak li nga xam ne xëy na góor a day dem ma yóbbante ko wala Sadio di dem. ma jox ko loolu bokkul. kon donc Sénégal maanaam mun nañu wax ne kenn xamul sax ñaata la ñuy investir. mais problème bi mooy que maanaam immigré moom su demee ba moom yàgg est-ce que immigré bi xalaat na toog ba mu yàgg mu ne xaaral man kat ma delluwaat sama dëkk nag parce que boo seetee tubaab yi ñoom loolu lañ def tubaab yi dañoo investir dañoo immigré pour dellusiwaat ci seen dëkk. mais ñun la majorité yi ñu ci ëpp tey jii nii léegi ñu def fi 30 ans léegi ñu def fi 25 ans te waxaguñu sax ay waxu ñibbi. xalaataguñ ko sax. waaw parce que soit sa doom say doom juddoo nañ fi. say jabar dem nañ ba nga xam ne tàmm nañ ko. pour ñu xëy benn bis rek bàyyi lépp du yomb. c'est que ak dajale bi moo yombul difficile. dajale bi yombul foofu sax man fi ma ko teg. nit moom boo bàyyee sa dëkk war nga boo toogee ba ci yàgg nga daawaat dellu ndaxte kat fi mu nekk nii bu njëkk la immigré daan naxe ca dëkkam waaye du jamono ji ñu toll fu mel ni Sénégal tey jii jee ñu dëkk soo toogee fii yàgg fi soo ñëwee di nga fekk di nga yëg ni yow mii dangaa tardé maanaam c'est-à-dire di nga yëg ni tu es en retard bu baax a baax a baax xam nga mënuñu wax sax ne maanaam naxe la parce que xam nga nit nag moom fokk mu wone boppam. parce que loolu moo taxoon nga immigré dañ ne da nga dem pour cent. waaye bu njëkk naxee nga ci woon tonton ji ndax li tax bu njëkk daan nga ñëw immigré dafa amoon sac bu njëkk. bu njëkk koñ boo ne bu fa Moodu wàccee. bu génnee ñëppay yëndu. di ko seetaan mi ngi nii nangam. kër gu mu jël la lu ne fii la waaw fekk ni yow mën naa am. say sañ-sañ nga ñëwee muy sa sac. mais nag kooku ñoom laa koy jox nag dama xamul tax parce que ñoom góor ñi. ñoom ñu immigré si woon yor seen xaalis waru ñibbi investir doomu aadama foofu liggéey ci ñoom ñooy dem wàcc na mën wane ni ñëw nañu yaa ngi dégg maanaam ñu ngi ko commencé si ñoom booy xool man ci li ma jota maa gaale fekke ko immigré bu daan ñëw ñu ne kii de immigré bi ki jógee italien bi mooy takk kii nga gis xew ma ñu ne indi na lii maanaam gaspillage boo xamante ni moom la tàmm bu ñëwee la mu jot a liggéey as ni moom lay gaspiller si benn événement bu ndaw mu jeex mu ñëwaat recommencer à zéro. waaw mooy li ma loolu moo tax dafa retardé am. xam nga ba léegi dañuy dellu si ci problème de réalité. parce que problème bi mooy que même yéen ñii nga xam ne mooy li ma la wax nee naa la am na lu bëri loo xam ne tam lañ koy def incha allah parce que yéen ci seen bopp yéen ñii ñu takk sax bu ngeen sañoon ku leen di takk lu rëy lay def nag donc problème bi mooy loolu. parce que xam nga sañoon ku ñuy takk def lu rëy. waaw mais bu ñu def lu rëy dafa am lu rëy. waaw boo gisee ay temps ñëpp di wër Moodu ndax Moodu bu ñu daan dëkk. mooy faiseur Sénégal moo doon sagu maire yëpp nañu waxante dëgg nag ñoo ko fa wane. waaw loolu. dina fa ñëw incarné fa Ibra italien. waaw. sama régi dégguma ko de waaw kon maa ngi doon wax ak sama régi quoi ci téléphone bi parce que dañ ko bëggoon indi mais téléphone bi daa xaw a am tuuti problème gars yi ñu ngi ci nekk techniciens yi ñu ngi ci nekk di ci xool daal xam naa xëy na balaa émission bi di jeex xëy na téléphone am. donc professeur gis nga kon wax nañ fi ay problème boo ko xoolee lépp problème de réalité lay doon. waaw les choses tournent autour de des réalités. parce que peuple bu nekk da nga am say réalité peuple bu nekk da nga am say aada ak say cosaan. loolu donc kon dafay nekk loo xam ne dafay jouer ci immigration bi. daf ci jouer c'est extrêmement important parce que nit ki sans identité nit ki maanaam mënul wax ne man maay diw. dëgg la loolu mooy problème bi. kon nag donc professeur foog ñu dellu si waat nga gën ñu yóbbu ñu xam maanaam immigré bi bu investir ba pare nan la war a def ak nu muy saytoo lu mu investir ba ëllëg mu doon loo xam ne luy amal njariñ peuple am la. xam nga soo xoolee àdduna bi dëkk yi xamee ñoo ndóoloon yëpp. soo jëlee Inde nga jël Chine nga jël Japon nga dëkk yooyu yëpp. bu ñuy immigré. dañoo dem jàngale. mode de gestion jàngale gestion du temps xam nga fii. soo xoolee sénégalais bi su dëkkee fii. ak su dëkkee Sénégal. nga jël même sénégalais bi. Sénégal soo fa nekkee doo am notion de temps. sa amu fa
donc dañuy perdre beaucoup de temps. ñu respecter sax rendez-vous yooyu yëpp donc ay mentalité la. su ñëwee fii rek en Europe day xool ni fii culture de temps dafay am c'est-à-dire lépp dafa am heure. waaw même sax maa ngi koy wax benn waay sax mën ko sax même yàlla sax. dafa xam ni tubaab bi dañoo respecté heure ba même sax suy taw sax presque même heure yi lay taw toujours. donc pour parce que nit aussi soo immigré pour nga jàng la pas seulement nga feesal sa poche. mais aussi nga feesal sa xel. dëgg la léegi soo dëppee sa dëkk rek. nga war a indi loolu parce que am na système de gestion yu bëri yu am ay comporte bëri yu am Italie fii jógul Italie. bien italien moo demoon beneen dëkk. gis ko indi ko. appliqué ko mais kon da nga ma bëgg a wax que immigré yi dañoo jàng mais tarewuñu. waaw c'est-à-dire waaw ñun. parce que loolu lañ dural ñun ñi dañ ñëw nañu xëy na jàng yenn notion de temps yi. am yenn affaire yu bëri yoo xam ay habitude la yoo xam xëy na fii nga koy tàmmee. mais bi nga demee fële ba nga ko bëggee xëy na incarne indi sax nit ñi dañuy jàpp ne yow ab tubaab nga. wala ngay gis keneen koo xam ne dafay jàpp ne yow da nga koo xeeb. yooyu yëpp te fekk na maanaam. condition xam nga li tubaab di wax dompter la nature à sa guise dafa am solo dompter la nature à sa guise tubaab bi ñu ñëwee ay montagne lañ fi fekk ak leneen mais ñu fexe ba yooyu yëpp ñu indi fa ay yoon ak yu demee noonu kon nag donc li ñu doon wax sànq dañ ci dellu si maanaam xëy na mënu xaalis bu bëri buñ ko fi amul it mais ñu jàng fi loo xam ne maanaam dundin lay doon parce que loolu dafa am solo lool professeur parce que point la boo xam ne nit ñi war nañ ci maanaam gën a insister parce que gis nga ki nga xam ne moom moo njëkk a nekk ci Sénégal comme président muy Senghor dafa créé woon lu ñuy wax BOM mooy bureau organisation et méthode léegi loolu nag yow boo ñëwee da ngay rendre compte que ne que tubaab yi loolee dañ cee nekk kon ñun tam aussi buy ñëwee fii ba am loo xam jàng nañ ko fi tam war nañ kaa jël mu nekk loo xam ne dañ koy mën a yóbbaale muy mën a jëriñ ci réew ma ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk professeur point boobu def naa point boo am solo la. donc conséquences négatives donc ñun am nañu responsabilité ci loolu mais aussi état bi am na responsable bu mag donc ci loolu parce que immigré aussi su ñibbisee état war na ko jàppale donc c'est bien que dégg naa ñu fi créé ay office yu bëri ay organisations yu bëri yëpp accompagner des immigrés mais yëpp ça n'a pas réussi parce que en principe dafa mel ni sax état bi bëggul diaspora bi sax mu indi développement ci Sénégal parce que buntu boo ubbi ñu tegal la règlement tegal la condition yoo xam ne yow doo mën a dem te dëkk yëpp nekk ci àdduna muy États-Unis muy fépp seen diaspora moo leen développé. diaspora moo développé Chine diaspora moo développé Italie diaspora moo développé yëpp parce que diaspora su ko état jàppalewul su ko état encadré su ko état wóoluwul parce que man gis naa fi ay milliardaires yu jóge États-Unis ñëw di investir mais pour ñu am sax kayit bi ñu soxla il faut dañuy dem ba day mujj découragé jël seen xaalis. demaat seen yoon. donc si bien que on a une responsabilité ñun immigrés yi mais aussi état bi am na si responsabilité bu ngand parce que moo war a créer les cadres gisoo chinois yi pourquoi tey ji chinois yi ñu raw ñi. mais c'est parce que dañoo am encadrement de l'état mooy ñëw ni leen dem leen pive di Soligo barrière fa nekk yëpp ngeen jënd ko. donc y a l'état qui soutient. donc tu sens que yow am nga état bu nekk si ginnaaw mais ñun su weesoo passeport su weesoo ay këyit tu ne sens plus l'état soo joti investissement il y a la yomb xam nga loolu moom beneen affaire lay doon xam naa comme ni ma ko waxee rek léegi xam naa émission bi mi ngi ñuy waaj a xoj mi ngi tàmbalee temps bi mi ngi yot ndànk di ñu bëgg a jàpp xam naa dañuy bàyyi Daba mu am lu mu développé tuuti rek ci li ñu doon wax léegi ci problème réalité yi ak problème investissement yi yooyu yëpp mu am lu mu ci sànni nga xam mooy doon point de vue jigéen ñi ñu soog a dellu si nag ci ki nga xam ne mooy Sadio su ko defee xam naa après ñu def benn tour de table pour xool nan la ñuy tëjee émission bi tey waaw mel na ni bëri na loo xam daal waxtaane nañ ko fi waaw xam naa nag xëy na ci bis yeneen yi di ñëw yeneen émission yeneen yi di ñëw ñu jox Daba kon moom mu xool ci investissement ak réalité quoi Daba. waaw réalité bi moom mooy comme li ñu doon wax sànq rek. mooy comme li ñu doon wax sànq. parce que bu fekkente ni. dem nga tukki ji am nga lu la yëkkati. mais nag du ku jug rek am. dëgg la
du ko jóg rek am ndax ni baaraam yi uutee noonu la am yu uutee waaw ndax yàlla dafa ni mu séddalee mooy dafa may kii tuuti may kii lu ne gaañ kii mayu ko dara moom moo cëralee noonu des fois it nga defe ni sa yëf fii la ba tax nga def lépp ñëw fekk du fii bari na fi ñu ñëwoon demaat bari na fi nag ñoo xamante ni dañoo ñëw seen ngor may leen ñu demaat ñu toog mais man conseillé wu ma loolu man li ma conseillé mooy ku fi ñëw boo demee ba sentir ni mi ngi metti bu rus a dellu fa nga jóge woon parce que fii àdduna la yaa ngi dégg mais tamit ci cadre investissement bi nga wax ci Sénégal tamit mooy li ma la njëkk a wax léegi rek lu ñu tardeel mooy yaa ngi calculer ay nit la nga dajale tey jii par exemple yow tey jii tonton ji di mën ngaa liggéey wala nga été dajale sa yëf ba am sa xaalis la nga cay xalaat mooy jënd sa billet jëndal soxna si ay bagage jëndal say doom ay bagage ak sa famille boo demee séddale leen ko li des nga def sa poos di dépense di fay say facture di fay say nangam xaas ba jeex nga daal ni xaaral ma daw dellu soo ñëwee da ngay recommencer waat à zéro te loolu tant que yaa ngi koy def it mën ngay dem di ñëw mais la nga bëgg mën na bañ a gaaw waaw léegi nag loolu ñun ñoo ko mën a éviter suñu bopp ni ñu koy éviter mooy Sénégal comme li ma la wax léegi il faut ñu ne moom de ko nay la dina fi ñëw ba dem du fi joxe dërëm sikkal la nga mën a dajale mais boo bëggee waaw góor moom li nga yor sax du doy kenn nit sax moom su defee ay farata ku bëgg ne dafa nay rek day wax lu ko neex waaye farata nag mais farata yi dañu soxla farata nag mooy maanaam yor sa njaboot di leen jox añ ak reer ak ndekki li war ci ñoom nga di leen ko defal leneen li ci des moom te muy te du farata moom jar sa def voilà kon Sadio ma jox la kaddu gi ndax mel na ni émission bi mi ngi waaj a jeex ñu ngi comme ni ko gars yi di waxee on est presque à terme de cette émission ki di ëttu immigré yi ñu leen koy fàttali mi ngi ci A2I fa la nekk mooy télévision bu mag boobu pour immigré yi kon Sadio ñu xam naa léegi ñu waaj a tëj émission bi ñu bàyyi la nga wax sa kaddu bu mujj waaw comme ñun man daal li may gën a ñaaxaat rek nit ñi ñu ki góor ñi ak jigéen ñëpp ñu gën a xoolaat suñu bopp jéem a wut lu ñu moomal suñu bopp ba ëllëg ñu mën a daw delluwaat fa ñu jógee woon comme que loolu la ñu taxoon a jug ñëw muy immigré bi ñuy ñaan yàlla nañu yàlla jàppale ñun ñëpp ba ñu am lépp loo xam ne bëgg nañ ko mën ko yóbbu ci suñu réew liggéey te état bi jàppale ñu waaw ci réalité ñëwaatal ci réalité yi ak ci investissement waaw réalité parce nag que am na solo dëgg la waaw réalité yi moom comme li ñu daba wax na ko ba pare rek mooy li ñuy wax ñun li ñu gën a tardé yépp booy xool tamit mooy la ñu bàyyi suñu ginnaaw ndax ku fayee ko weer la nga njëkk xalaat mooy fa nga bàyyi sa ginnaaw te am na si ñoo xam te mënoo leen sëgg déedéet mënoo leen sëgg lu mu metti metti il faut ñu wax ko mënoo leen sëgg ñun looy ma njëkk wax ci njëlbeen li ñu utee ak ñeneen ñi yeneen dëkk yi immigré si mooy ñun ñoo ci gën a sonn ñun sénégalais ndax ñun li ñu wër moo li ñu wër la te dañoo bëgg a dimbali ñun da ngay gis benn kër benn famille bi laa wax pas kër gi mais famille bi ñëpp ndóol yàlla dimbali ci kenn mu génn ñeneen ñi mënoo leen sëgg sa ngor sax moo la ko dul may. bilaay bu ñu ndóolu sax waaw mënoo supporter toog moom laa wax mënoo ko supporter. kon loolu moom réalité la. réalité waaw. mais ci investissement nag. waaw nga xam ne. immigré bi moom ñëw la am na intention pour investir. waaw. waaw loolu moom dañ koy wax comme ni ñuy wax sànq rek dañuy wax ni tamit gouvernement bi jëm ñoo jàppale ndax comme ni ko professeur waxee. di nga am sa as tuut doo yóbbu dem bëgg liggéey mais buñ la ko yombalul doo dem. loolu moom dañuy wax ci ñu nekk ci wàllu état ñu jéem ci jàppale immigré yi. mais est-ce que nekkuñu ci période boo xam ne. nit ñi dañoo war a immigré yi dañoo war a organiser wu. pour def seen prise en charge. ñun ñu bañ a xaarati état. parce que xam nga. ñoo xam ne tey jii dañ lay wax ne la ñoom li ñuy yónnee. aide au développement yónnee wu ko. kon ñooñu dafa mel ni ñoo. ci wàllu këyit sax laay waxee. comme ni ñu wax sànq. xam nga xëy na di nga am këyit yoo xam ne yoo xam ne moo la koy yombalal nga def fa li nga bëgg def ci xëy na du yomb. man côté boobu laay waxee. waaye tamit comme li nga wax it ba tey moom la rek. waaw ñu jéem a xool. jéem a xool daal nu ñu demee daal. xam nga prise en charge yi dafa mel ni moom moo des. moo des waaw nit ñi foog ñuy jéem a jël seen bopp en charge. seen charge bopp rawatina yow soo defee immigration xam nga léegi rek ñu ngi wax ne. boo fi jëlul alal jëlee fi xam-xam. mais tubaab bi dañ lay jàngal prise en charge. dëgg waaw da ngay gis ñoo xam ne ñoom ils sont partis de rien. pour créer benn affaire boo xam ne lu colossal la comme ni ñu koy waxee affaire bu am njëriñ la pour askan wi. waaw benn ñu xool am solo xam nga xool tey ci borom télé bi comme noonu la rek. non xëy na sax télé bi sax moom xam naa xëy na. waaw non ci fii la ko exemple daal investir waaw. exemple mais li ñu bëgg a wax daal mooy. ñu xam ne maanaam ñu teg baaraam ne que. am na réalité yoo xam ne. tant que mi ngi am. pour immigré bi dem xëy na du yomb xam naa dañ ci laaj tuuti professeur xalaatam su ko defee
waaw bu ko defee ñu mën a tëj. xam nga pour mën a tàggoo quoi ñu bàyyi professeur mu wax 2 minutes rek. xam naa parce que émission bi sama régime mi ngi may wax ne ma que maanaam. waxtu bi daanaka. waxtu bi ñu amoon mi ngi bëgg a jeex. mais loolu xëy na niñ commencé émission bi moo xaw a tardé tuuti. professeur xam naa ñu may la 2 minutes rek nga développé tuuti ñu def benn tour de table bu ko defee ñu mën a tëj émission bi daal. waaw xam nga diaspora bi aussi war nañoo jàng aussi côté négatif bi fii quoi parce que gis nañ ko tubaab bi fii si bien que am nañu entreprise am nañu alal am nañu xaalis mais koo si wéetal laaj ko dundul. koo si wéetal kontaanul. donc mu mel ni donc am nañu échec bu ñu am ñoom sur le plan culturel sur le plan social sur le plan religieux ak plusieurs plans mais ñun rek il faut que ñu aussi prendre en compte loolu. donc mooy réalité yi ji li wax ñun suñu réalité leneen la. suñu projet de société leneen la suñu société la boo xam ni la société diine la société humanisme la solidarité la fii ñu nekk rek moom mën nañu wax ni diine bi dellu na fi ginnaaw solidarité amatu fi individualisme moo fi am. donc il faut que ñun diaspora bi aussi ñu jéem a xool loolu ñuy def donc ba mën a génne. donc benn résultat boo xam ne day jël lu baax li fii. bàyyi fii parce que dinañ fi jigéen yu bëri yi fi ñëw fii topp jël jikko tubaab bi donc parce qu'on a constaté par exemple que taux de divorce yi dafa gën a yokk peut-être mën nañu wax ni par exemple que crise bi moo tax et cetera donc voilà léegi suñu dem Sénégal ñu koy kii daal sànq ba tey diaspora soxlul politique pour développer wu te gis nañ fii état bi li mu fi proposé lépp ay politique la agence yu ñu créé bureau unique yeeg ngay dem dañ lay wax da ngay dem bi en 3 jours nga créer sa entreprise mais soo créé par yow sa këyit la sa topp lépp politique la. soo demee ci banque yi pour am investissement pour am soo amul politicien bu la jàppale du génn aussi il faut que secteur privé national bi jéem a gën a lëkkoo ak diaspora bi parce que quel qu'en soit fekkee secteur privé national bi nga xam ñoom ñoo samp d'abord Sénégal mooy ñun ñañ fa bàyyi woon bëgg ñu woon génn def seen entreprise sur place réussir. ñooñu ak ñun suñu lënkoo mën nañu wax ne que mën nañu dem ba duñu soxla sax état mais secteur privé national bi rek dafa gën a lënkoo ak ña nekk foofu que ñun te xam nañu que ñoom lépp lu ñuy wut fii ci tubaab bi lañ koy wut ñun ñu nekk fii diaspora bi aussi war nañu créer un secteur privé local maa ngi koy wax toujours secteur privé local fii mooy ñun ñi ñu créer fi suñu entreprise créer fi lépp lënkoo ak ñoom ba ñoom lu ñu soxla duñu dem ci tubaab bi mais ñu leen koy parce que am na fi ñoo xam ne dañoo am passeport italien donc mën nañoo am nekk ay entrepreneur italien mais avec un secteur privé local national fii ñu lënkoo ñoom ñaar je pense suñu ko defee donc diaspora bi loolu déjà dégg nga professeur génne na fi idée boo am solo boo xam ne tey jii immigré yu bëri war nañ ci mën a wut ay bunt tax nit ñaa ngi fiy nekk di ami nationalité nit ñi seen i doom ñu ngi fiy juddoo di dem ci école tubaab yi di fi nekk sax loo xam ne tey xëy na nekkatul opéra yi mais dañuy nekk ay capo reparto wala ñu nekk leneen ak leneen te loolu lépp immigration ci la jóge xam naa danañ ko gën a yaatal ci émission yi di gën a ñëw xam naa ñu bàyyi Daba pour 2 minutes rek mu mën a wax tuuti bu ko defee mu mën a tàggoo ñu delloo kàddu gi Sadio xam naa ñu soog a ñëwaat ñun nag ñu tëj émission bi mu jeex benn yoon tey xam naa ëttu immigré tey lii la leen indiloon waaw xam naa Daba nga dugal tuuti rek li nga xam ne mooy sa kàddu gu mujj su ko defee ñu mën a xool nan la ñuy def ba tëj émission bi. waaw sama kàddu mujj mooy rek ñu jéem a daal xool nu ñuy def jéem a xool parce que nit tamit looy def di ko def ay at. nit ku nekk war nga jékki-jékki nga critiquer tuuti sa bopp maanaam nga toog xool xalaat seggaat sa bopp bu fekkente ni yow nii lii ngay def gis nga ni yow kat loo liggéey jënd ci billet dem pasar maanaam ni ma ko tuddee mooy jënd billet jënd sëri ca dem joxe séddale vacances bu xaas bi commencé rës nga xam ne jug jël war na la nga daal di jug ñëwaat toog recommencer à zéro nga gis ni loolu kase moom mooy vie bi war nga xam ne lii demul fenn soo mënee changer wut leneen noo koy defee nga defee ko noonu xam nga bu fekkente ni it dangaa nekk ak sa soxna fii ci dëkk bi ngay def yenn frais yoo xam ne c'est inutile jar ko nga xool noo def ba mën a dajale loo am dem investir moo ko gën yow mii di jigéen aussi tamit bu fekkente ni da nga fee nekk te dëkk ba ñu jógee dañoo yaakaar góor yaakaar jigéen ndax dañuy wax góor baax na jigéen baax na nga xam ne yow tamit loo doon jigéen am na ñu la xaar am na ñu tege sa mbagg nga jéem a xool noo xamante ni soo ko defee di nga mën a lijjantiku
mën leen a lijjanti te du yàq ci sa investissement dara parce que bu ëllëgee tamit loo deful dina ni ñoom ña nga doon kii ñooy toogaa moom di tukkeem bi gisuma lu mu ko jariñ waaw te loolu tamit defetu tukkikat la waaw kon nag tonton Djily maa ngi kontaan di rafetlu invitation bi ci ëttu immigré yi di waxit ni xam-xam taxul ñu toog fi gën a ëpp nit ñi xel taxul ñu toog fi yàlla moo ko dogal ñu toog fii di waxtaan ñuy wax ni nag lépp lu fi jub ñu santee ko yàlla ndax loolu rek moo ñu taxoon ñu toog fi dolli xel dolli xalaat ak trouver solution lépp lu ci dëng tamit ñu ngi koy jéggalu bu wér te xam ne matadi doomu aadama la waaw di sant yàlla di la sant bu baax di la gërëm ci invitation bi di sant ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di sant sama borom kër bi nga xamante ni moom mooy Aline Badara Sène di coordinateur de la diaspora bu Grasse ma koy nuyu bu baax ndaxte moom moo ma bàyyi tey ji ba ma mën am possibilité mën a ñëw toog fii di sant ki Fatal tamit ca Brescia moom mooy def yu baax yi kon robe yu baax yi moo ko def kon ci bëgg rek am na couleur yëpp nga contacté ma rek ñu defante suñu baax maa ngi leen di sant di leen gërëm di jéggalu di baalu àq ñëpp jërë ngeen jëf. waaw soo paree nga service commercial. waaw fa nga war a wane. loolu dañ koy def kii géwél bi da nan ko kii rek. géwél la mënut a ñàkk. waaw donc pour tëj daal maa ngi gërëm borom télé bi borom kër gi di ko ñaanal yal na ko yàlla gën a jàppale. li muy def mu gën a yaatu. li mu si bëgg yëpp yal na ko yàlla yombal. yombul rek parce que moom lu mel nii moom na ko wóor ni comme le disait benn responsable bu mag. mu ni le difficile c'est le chemin. donc toujours dana am ay teq yu nekk ci kanam mais loolu mooy dund loolu mooy àdduna di gërëm tamit Djily ci parce que honneur la ngay ubbi ngay dal sa émission invité nit. donc maa ngi lay sant ci loolu. di la sant leneen tamit donc yow pour sant la moom. daanaka. ñëpp ku baax. du doy. yéen a ma gën a baax. yéen daal nu ma mel yéen a ma ko mel loo li ma la wax rek Sadio. xam naa ñu jox la nga kii. waa kon ñu mën a tëj après. waa kon xam naa Djily comme ni ñu ko waxee rek. bu ñu toogee dinañ gën a waxtaanaat ci ñu waxtaanaat daal ñun ci suñu biir. ñu xoolaat suñuy taxawaay. defaruwaat daal. ñu jéem a defaruwaat comme ni ko professeur waxee jéem a xool lu ñu mën a def ba mën a jéem a créer def ay entreprise seet daal nu ñu defee daal ba xam ne immigré bi lii moo ko taxoon a jóg. war nañu mën a joxe benn exemple boo xam ne ëllëg même njaboot gi fii tam ñi fiy màggee ñëpp daal ñu mën a xam ne lii kat immigration bi kat wala suñu waajur yi fi nekkoon kat lii lañ fi créer daal. waaw maa ngi kon nag ñu ngi tàggu ñëpp xam naa di jox ñëpp ndaje ba beneen yoon incha allah rabbi. waaw xam naa samedi ba beneen samedi rek samedi prochain mooy incha allah. wala moom lu ci munti nekk moom danañ fexe ba nit ñi yëg ko comme ni ñu yëgee émission bi ni ñu ko njëkkee nii seen émission ngi mi ngi noonu bokk ëttu immigré nga xam ne seen mbokk seen xarit seen wëllëre Djily Samb géwélu Serigne Touba moom moo ànd ak jigéenam ànd ak jarbaatam di Sadio Diop madame Silla ñun ñaar ñoo àndoon di def émission bi tey nag ñoo amoon ñaari invité yu am solo yim comme ni ma leen ko waxee kenn ki di Daba Ndiaye princesse keneen ki di Gora Sari te defe naa ne wax na fi loo xam ne bëri na ñoo xam ne ñu ngi doon immigré te xamuñu ko woon man mii di wax ak yow sax am na ci yu bëri yoo xam développé na ko yoo xam ne man xaw ma ko woon kon donc mel na ni yokk na xam-xam ci li nga xam ne moom mooy communauté bi kon ñu ñaanal ko yàlla suñu borom mi mën lépp yàlla na yàlla yàggal taxawaayam te ñu bokk ko te yàlla gën a rafetal xelam boole ñun ñëpp kenn bañ koo wute ci barke yonent bi ñu yàgg nekk di def émission bi ndax xëy na sax fi mënta ne waaye yàgg fi moom suñu borom mën na koo def kon yàlla nañ fi yàlla yàggal ñun ñëpp te mu ànd ak xéwal bu loolu weesoo it ñu sant ki nga xam ne moom mooy suñu ménagère général nga xam ne dafay sax bañ ñu koy wax directeur wala leneen muy Omar Ndiaye ñu ngi koy sant vraiment di ko encourager parce que initiative bu am solo la def initiative personnelle la def xaarul ay association xaarul ay daayira xaarul ay kenn moom moo jël initiative boppam à travers ses connaissances ak ay partenaires am mu fexe ba taxawal li nga xam ne tuddeewu ko lu dul foo xam ne pour immigré yi mën a wax seen aajo waaw xam nga waaw kon loolu ñu ngi ko ci sant di ko gërëm mais nag di gërëm aussi itam ñi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey bii nga xam ne ñoom la ñuy wax les hommes de l'ombre ñoom ñooy les hommes de l'ombre yi mooy ñi nekk ci ginnaaw ba ñun ñu mën ñoo gis ci kanam waaw ndax mi ngi ànd ak Cheikh Touré nga xam ne suñu jarbaat la suñu rakk la di technicien boo xam ne
haute qualité la kenn du ko nattable waaw ñu ngi koy sant moom it di ko gërëm di ko encouragé di ko wax ne ko yàlla na ko yàlla may kattan gu ñu gën a mën a continuer ba lii nga xam ni moom la bëgg a yeggale tey mu yeggale ko ba nga xam ne sax dana fi former ay xale yoo xam ne bu ëllëgee ñu ne ñii kat Cheikh moo leen formé woon waaye di gërëm Mamoun Mbaye moom it mi nga xam ne mi ngi ànd ak ñun nekk ci caméra yi nekk ci lépp nga xam ne mun nañu wax ne maanaam bu émission bi moom mooy synchroniseur bi moom moo fexe ba lépp daje ba ñii mën di ñu gis ñii mën a wax ñu ñuy dégg kon Mamour moom it ñoo ngi koy encouragé di ko wax ne ko vraiment gis nañ taxaw bi nga xam ne moom la def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne leen daal seen émission bii mooy émission bu mag bi nga xam ne pour immigré la xeebuñu ci kenn nag képp ku am xalaat bëgg nañ même su fekkee maanaam téléphoné woo parce que tey téléphone bi daa xaw am tuuti problème moo tax mais incha allah fan yii di bu soobee yàlla beneen émission bi moom day doon téléphone boo xam ne direct lay doon kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mënuma nag tëj émission bi nag te nuyuma sama jigéen koo xam ne àdduna yëpp xam nañ ma ak moom koo xam ne maanaam ba ma nekkee ci gox bi ba tey di Konoliano mun naa wax ne man ak moom dañoo ànd rek nekk benn muy kookan la muy Mami Ndaw di sama jigéen di maanaam kor Mamadou Seydou Koné maa ngi di oge maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di wax Mami ne ko moom sama diggante ak moom maanaam weesu na ab télé sama diggante ak moom fu mu ko takk rek weesu na ko kon Ndaw bëlëb nduku man li ma lay ñaanal mooy gudd fan rek ak wér gu yaram di nuyu sama jigéen ba Ndey Fatou Aydara ma nga ca télévision moom it di ma dégg nga xam ne man ak moom dañoo bokk ndey bokk bàyyi bokk lépp waaye nag di beral nuyoo association Mandenk ndax samedi bi passé dañ doon def seen fête invité ma ci ma ñëw ñu teral ma ba sama xol sedd waaw Lamine si ma nga fa maa ngi koy nuyu au passage di nuyu Lamine Dramé sama ñaari Lamine yooyu maa ngi leen di nuyu di leen wax ne leen bëgg naa ci ñoom ak seeni soxna waaye nag di beral nuyoo spécial Ñancoo Sané ndax moom mooy le doyen kooku mooy le doyen bu immigration amee fii maanaam doyen mun nañu wax ne moom mooy doyen bi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu ñu ku ñu fàtte nag parce que ñi ma xam ñëpp bu ma leen nawee lim fi laay fanaan Sadio maa ngi ciy jégalu nag moom laa war a njëkkee sama borom kër yi maa ngi ciy jégalu ndax waroon naa koo def bu njëkk ba dëgg la maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant te xam ne moom it lépp moom la ndax su ma toogee fi tey ba mën a am sañ-sañu wax yëkkati kàddu rek ci moom la moom tamit maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla guddal aw fanam dëgg la loolu rafet na Sadio ndax nit day fonk li mu moom te sa borom kër moom kooku mooy Basiru mooy moom dama koy faral di tooñ di ko wax ne ko yaay borom mbég meeg taar bi yow la Sëñ Tuubaa njëkk gis ci ay doom bi mu jógee ci géej gi kooku mooy Basiru Sylla moom mooy borom këru Sadio waaye man it comme ni ma la ko waxee rek bala may tëj ma sant gërëm ki nga xam mooy soxna di fat si nga xam ne kooku mooy yaayu Rokhaya mooy tante yi lay soxna maa ngi koy sant di ko gërëm di ko wax ne ko daal place bi xëccoowu ko kenn moom kenn moo ko moom aajoom ñu koy dox keneen kon émission bi jeex na ñu teg foofu suñu baaraam ba beneen samedi xam naa ci ëttu immigré jaajëf A2I ca kanam